asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañu ngeen seen émission ataaya ndëmba wan des émissions Walf jëm kanam comme d'habitude gars yi xurdaba yi topp sunu ginnaaw macha allah ma ci ànd ak sama jigéen Betty Mbuub Betty sama kaas Mbama kaas wala ma toj kaas fees faar fort fuur cotis ba njaaci faar e gëmmu guux garab du neex ndoxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam alhamdulilahi rabbil alamina Betty heure bu baax baa ngi comme ni nga koy waxee waaw mi ngoog heure bu baax baa ngoog muy 22h bu nekk ci aljuma joo xamante ni nag dañuy ñëw génn ci seen émission ataaya bu ngeen bëggee xam li xew ci réew mi wala différents secteurs la ca xew ci biir réew mi da ngeen koy daal di jàpp ba vendredi bu nekk ñu nuyu leen nag ñoom suñu invité nuyu également assistance bi ak yéen téléspectateurs yi nga xamante ni nag saa su nekk yéen ñuy dooleel ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax saa njoogu fu ñu jëm fi ñu jëm Betty mooy ñi nga xamante ne bii ñoo taxaw temme daa dee wax ni dañuy laaj réew mi tax Idrissa Seck di wër dëkk bi waaye ñenn ñi nee nañ Idi day toppandoo Macky Sall njëkkoon doon def loolu Idi daal li muy def ni wàllu naqasaale la ndax naqasaale la wala du naqasaale am na koo xamante ni kii moo taxaw tey ngir fas yéene ñoo leeral loolu lépp kookan la Abdoulaye Bob moo ñuy xam leeg moom laay dikkal. Mori Gueye di responsable ndaw parti réew mi ca campement Ngeekoox jiite leen itamit ca département bu Mbour yor lépp lu jëm ci wàllu communication Mori Gueye ci atum 2006 la doon militant parti réew mi bokk ci pôle de communication bu parti réew mi bari lool ca la muy addu ci wàllu politique ci ay débat muy ci télé yeeg rajo yi Mori Gueye ne la mu gën a taamu ci lekk di maafe jën. Mori maafe jën wala suluxu bon dañ la ko sosal wala dëgg la waaw loolu je pense que buñ ma laajoon dinaa amul buñ ma laajoon waxal rek sa plat waaw bëgg naa ko mais je pense que du sama plat préféré sama plat préféré ceebu jën la ak yaasa au poulet xonk wala bu yaasa au poulet waaw yaasa au poulet ko ba bañ yow loolu plat yow Mori yaasa au poulet plat ñëpp la yaasa au poulet yokk ci grillé ça va ñu ngi lay dalal voilà maa ngi leen di remercier vraiment ça di la gërëm ci invitation bi di la sant di nuyu say téléspectateurs ak say téléspectatrices di nuyu aussi auditeurs ak auditrices bu Walfadjri Betty aussi ma lay gërëm di la sant à travers yow may souhaiter à toutes les femmes du monde particulièrement à celles de notre cher pays le Sénégal une bonne fête de 8 mars bi ñu jógee di leen ñu wax ne leen tous les jours merci Mori voilà tous les jours jàpp nañ ni bisu 8 mars la ndax jigéen moom boo koy sargal du benn fan rek ci at mi donc maa ngi profité ci seen antenne di souhaiter képp kuy jigéen ci biir réew mi une bonne et heureuse fête de 8 mars merci waay voilà di leen gërëm jëf waay may leen Mori loxo Mori mi daal xam naa ne émission bi sama waay la nar a doon lan la c'est bon fête des hommes fête des femmes la ñu wax. fête des femmes waaw démb la woon passé na. ayca mi ngi noonu ñu dem beneen secteur duggaat ci biir Sénégal ba tey waaye tamit bitim réew sonal na leen bu ñu ko waxee nag dañuy dugg ci biir menuiserie bi nga xamante ni nag localement la ñuy liggéey xaw ma baax na xaw ma baaxul en tout cas daal kenn consommé tu ko rawatina nag non gouvernant ñi nga xamante ni nag président de la République yëkkati woon na ay kaddu ni à partir de bi mu yéegee dinañ di jël une partie yi nga xamante ni dañuy équiper seen i bureau maanaam administration beeg yooyu di ko jëfee di leen dimbali di ko jënd di ko utiliser ndax am na kiñ ci bëgg indi mu leeralal ñu Abdoulaye Bob moo ñuy xamaleeg moom. Mamadou Sarr lay wuyoo juddoo ca Faylar ci atum 1973 doore njàngam ca école primaire Njandandour ba ne ca Sandiara am fa lijaasa en 36e ci atum 1986 jaar ca CM bu Caajaay laata muy dem ca centre artisanal bu lycée de la Fosse Mamadou Sarr fa la amee lijaasa ci wàllu menuiserie atum 2000 mu ubbi atelier bindu ca chambre de métier atum 2007 Mamadou Sarr bokk ci ñiy taxawal kuréel gi boot menuisier yi ngir taxawu lii di artisanat ganuk ataaya di Mamadou Sarr ne la mu taamu ci lekk di cërek mbuum bu ñeex ma bëri. Mamadou nga ne lan nga préféré. cere mbuum ak ñeex. mbuum man. mbuumu saab-saab. saab-saab mooy xob bu vert. supame dàq. mais mbuum si moo dàq. mbuum supame moo dàq. man bu saab-saab moo ma dàq. saab-saab nga dëgg xanaa da ngaa am mbokki alpulaar. man béykat la man ci àll bi laa dëkk. ñu ngi lay nuyu di la dal. ñu ngi leen di fay Betty. asalaamaaleykum Sénégal. maaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu di leen sant.
di gërëm vraiment Walfadjri di nuyu assistance bi vraiment di rafetlu jotaay bi di sant yàlla bu wér yàlla mi ñu may tal ak fekk bi nga xam ne toog nañ ak jamono ba dellusiwaat fii ci jotaay bi nga xam ne namoon nañ ko lool ci profité ci occasion bi rek di sant aussi comme démb la woon journée de la femme ñu sargal jigéen ñi ndax ñooy suñu yaay ñooy suñuy soxna ñooy suñuy rakk te vraiment ay jàmbaar doyul waxal ba la neex waxal lu la neex oyo moom sargal jigéen moo tax moom soxna la bàyyi ca kër ga bàyyi te fu mu ko jëmloo fa la jëm ba pare def ko xalifu général pour wallaahi kon kay ñu ngi leen di sant leen gërëm d'accord merci beaucoup ma ne nga wax fête des hommes amul yëkkati sa kàddu nee na fi mu ma jëmloo fa laa jëm kon man daal lañ may tee dëgg la dëgg la jërëjëf merci danga ko sañu wedd njàng mi am na ay jafe-jafe ndaxte dafa am ñenn ñoo xam ne bi état ba da leen a jëloon daal di leen di jox privé bi waaye état bi joxe na ba noppi te joxe wut pikini ñooñu nag ñu wëlbati ko dàq leen bañ leen dàqee nag mbir ma naqari leen lool ñu doon ay ndaw yoo xamante ni bi lii seen mébét leen la muy jàng xam liggéey ngir dimbali seeni njaboot ak seen aw askan am na koo xam ne taxaw na pour yëkkati kàddu jëmale ci mbir moomu kookan la Abdoulaye boobu moo ñuy xam leeg moom laay dikkal Diagne Dieng fekk baax ca guy dagaj ci atum 1992 fala màggee fala yaroo fala jànge école primaire fala amee entrée en sixième Diagne Dieng jóge fa dem ca CM bu Mbayeen fala amee lijasa BFM waaye ca googule CM doonoon na fa président Fosco laata muy wutali lycée bu Pekes jiite woon fa lii di club d'anglais fala amee lijasa baccalauréat Diagne Dieng mi doon étudiant tey mu doon ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk bokk na ci sandwich étudiant su bëggee sandwich mu wàcc na nee na effectivement sandwich la bëgg kon sandwich effectivement dafa mel ne Abdoulaye loolu moom lekk waaw dafa mel ne dafa ma xam waaw dafa mel ne dafa ma xam quoi mais nag sandwich bari na façon am na sandwich bu bulet waaw am na bu ganaar am na bu yàpp moo bu bulet bi laa gën a taamu bu bulet bi laa gën a taamu xoolal affaire étudiant lay def day seet ba ca gën a yemamaay rek mu ne boobu laa préféré bu bulet bi laa gën a taamu ça va ñu ngi lay dalal waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum askan bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi bala maa commencé nuyu suñu xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di leen ñaanal yàlla boobu suñu borom yàggal leen fi ba lépp lu ñu yéene ci lislaam yàlla defal leen ko amiin di nuyu kilifa kër gi Alaaji Si Lamine Niass jàkkaar ak sa caméra di ko nuyu bu baax ndaxte moom tam mi ngi def liggéey bu am solo à travers Walf TV di la nuyu Sa Ndiogou di nuyu Soxna Biti comme ni ko sama gars yi waxee rek jigéen ñi moom ñooy lépp jigéen mooy lépp kon si yéenay suñu yaay yéenay suñu lu ne kon ñu ngi leen di ñaanal comme ça lépp lu nga xam ne bëgg ngeen ko rek yéen ngeen ko yàlla defal ci barke amiin oh loolu neex na plateau bi daal ala daw me na ba pare merci ayca ñu jàll feneen jàll aussi ci beneen secteur boo xamante ni nag cette fois-ci ci aar la ñuy jaar tey nag way dafa feebar ñu ni ko lan la mu ne dañ koo way te waruñu koo way mu dellu ñu ne waat ko way lan la mu ne ñi ma war a way daal waruñu maa way donc mi ngi noonu tey dinañ ko waxtaanee bokk na nag ci ñi nga xamante ni aussi wayal nañ fi ay président single moom daal am na fi bu mu fi yëkkati woon am na ndombal tànk bu bari bu mu ko jox ba jamono ji fi mu toll gëjoon nañ ko gis ci scène musicale sénégalaise bi xam naa ni nag toogut daal ñu xamale ñoo ak moom balaa ñuy ñëw ak moom ci waxtaan wi. laay dikkal. Malick Niang di lead vocal Linguère orchestra mi mu taxawal ci atum 2002 jot naa génne ñetti album bu njëkk di Pikir ma ba ko ñaareel di Je vais te marier ba ko ñetteel di Sama réew Malick Niang ci wàllu musique bu weesoo Sénégal jot nañ ko ràññee ca bitim réew jot naa sigil réewum Sénégal ca Espagne ci atum 2016 Malick Niang jot naa am raaya ca Espagne di prix des droits humains de l'UNESCO Malick Niang doon ambassadeur bu UNESCO jot naa génne single woy ci OCI woy ci Renaissance africaine Malick Niang jot naa fegoog ab maison de disque ba ne ca Autriche ca la fas yéene génne diskam bu njëkk ci plan international Malick Niang ganu ataaya ne la mu taamu ci lekk di cuub bu ànd ak tiir Malick Niang cuutiir Malick cuutiir mooy sët la waaw cuutiir moom bëgg naa ko parce bëgg nga que ko waaw lépp lu ànd ak tiir ay suppu kànja ak yooyu bëgg naa yow diwtiir mooy sa xarit waaw diwtiir dafa baax wax nga dëgg parce que day faj sa waay xam na ci dara ko waaw wax nga dëgg man ak man saa yow ñu ngi invité dañ lay gëstu ayca Malick ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw biti maa ngi leen di fay di nuyu Sénégal di nuyu diaspora bi di nuyu aussi borom kër gi muy El Hadj Sidy Lamine Niass di ko ndokkeel parce que du ma jóg ci di ko wax nit la koo xamante ne kii patriote la ku bëgg réewam la
képp ku am lu la metti lii du tey doo xalaat fenn fu dul Walfadjri te ba mu jàppee loolu ba tey bàyyi ko kon dëgg la. donc vraiment maa ngi koy ndokkeel bu baax di nuyu Sa Ndiogou vraiment aussi lu ma ko yab di ko tooñ aussi may rafetlu liggéey bi muy def. ndax liggéey bu am solo lay def. mais nag nga permettre ñu rek parce que kii li mu wax léegi dafa am solo dañoo bàyyi tamit ñoom soxna yi ci kër ga te fu ñu jaaral fa la ñuy jaar donc il faut ñu sargal leen waaw. amuñ lu dul soxna yi ñooy suñuy yaay ñooy suñuy jabar ñoo ñuy toppatoo donc kon ñu ngi leen di ndokkeel képp kuy jigéen ak public bi ñu ngi lay ndokkeel tey ci bés bi. jërëjëf waay oh sama xol bi sedd na. nuyu aussi sama gars yi ma fi fekk. way ci plateau bi tey rafet na trop. je pense que waxtaan bi dina neex. jërëjëf Alaaji Modou dikkal. ayca mu mel ni nag wax dëgg yàlla sargal ngeen jigéen ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax di wax ni rek jigéen nga bàyyi ci kër ga jigéen ay yaay mooy mag mooy rakk waaye mooy jarbaat ak lépp loo xamante ni société bu taxawee mbaa mu dëgër jigéen a nga ca donc ñu ngi ca waaye dimbali ñu fête waaye dimbali ñu may ñu jàmm ayca Mori yow la ñuy ubbee suñu waxtaan ci biir ataaya tey nag muy loo xamante ni yaa ngi ci bu ma neexee ma ne ndaw parti réew mi nga xamante ni président Idrissa Seck moo ko jiite. waa léegi man waxuma sax ay jeunesse réew mi ak yooyu Idrissa président ku muy yàpp war Macky rek bañ koo wàcc dualité bi nu nekkee lan la. waaw maa ngi lay remercier Betty ci question bi. te ni ngeen bëri tiitar nag dinaa ci waa kër Idi ni doojee te bëri tiitar. waaw mais c'est normal xam nga bu la yàlla booleeg leader bu mel ni le président Idrissa Seck. mu nekk un homme d'état confirmé. am une envergure nationale et internationale. di former ay ndawam aussi donc plateau bu ñu toog c'est normal que bu ñuy wax gars yi bàyyi ñu xel. c'est normal que aussi bu ñuy développer ci li nga xam ne moom la ñuy wax les politiques publiques. nit ñi xam ne li ñuy wax du waxu làmbatu mais wax joo xam ne dañ ko maîtriser la li nga xam ne moo am te effectivement pouvoir bi en place nangu ko reconnaître mooy la dualité qui existe entre le président Idrissa Seck ak le président Macky Sall te loolu li ko may mooy waxu Serigne Bassirou Dia ibn Khadimou Rassoul moo ne boo jubloo ci ab dëkk ba dëgmal ab xàll da ngay ba mu jékki-jékki def ab sëll xoolal yoon ba ca gën a jafe nga jël ko foofu la depuis 2004 lañ ko comploté pouvoir bi nekk en place di ko comploté actuel président de la république bii tey moom lañ jëfoon bras armé mu koy xeex di ko complot bi jeex ci fukki at yàlla def moom li mu doon wax 2004 confirmé wu ren 2018 ñoom li ñu nekke woon donc deñ kon yàlla moo feeñal dëgg dandal caaxaan loolu moo feeñ donc man pour man repositionnement am. bàyyi ko mu déglu bàyyi ko mu déglu ko waxal. déglu Mori. eggali Mori benn dama ko koo dóor. eggali xoolal mi ngi ne xëj di xaar ma ngaan ba mu ne bàyyi ko mu déglu bàyyiwuma ko. da nga doon xoo wala lan yow. voilà Mori. mais leeral la ñu foofu. maa ngi ñëw lan lañ doon wax. fàtte nañ ko ñun. xam nga fàttewuñ dara boobu mi ngi dem. lan lañ doon wax li ma bëgg a leeral foofu mooy li ma bëgg a leeral foofu mooy ñëwal waaw. li ma bëgg a leeral foofu mooy. li olof wax. waaw ku yàgg ci teen baag fekk la fa. Idrissa Seck mooy le leader politique sénégalais. bi nga xam ne moom lañ gën a tabaak fekk ko fa ba tey. non maa ngi ñëw loolu maa ngi ciy ñëw. moom yàq der bi ñu yàq deram ak tuumaal bi ñu ko tuumaal ak xeex gi ko nguur xeex jàpp naa ni leader politique bu ñu ko mosoon def kon actuellement suul nañ la. mais moom rek la moo lamboo yàlla sunu borom xeex ak pouvoir pendant 10 ans te dara jotu ko. askan wi nga xamoon ne amoon nañ incompréhension ci moom par rapport ak li ñu ko doon jiiñ ay va-et-vient et tout ça dem nañ ba rendre compte que ni li ñu ko doon waxal dara amu ci c'est l'homme qu'il nous faut instant boobu nag pouvoir bi mu ngi doog a xippe ay bëtam yeewu doog a xam ne le président Idrissa Seck moo nekk l'alternative crédible en 2019 pouvoir bi boo seetloo seen agitation yi le pouvoir en place boo seetloo seen agitation yi ak seen manque de sérénité bi li ko waral rek mooy dañoo tiit xam ne ils vont inéluctablement perdre le pouvoir en 2019 te ci liggéey boobu lañ nekk boo seetloo fan yi ñu ngi ci ay tournée président def na intérieur u dëkk bi actuellement dem na Ghana jóge Ghana dem Côte d'Ivoire donc actuellement liggéey boobu may ma terminer foofu rek liggéey boobu da ngaa xoo kii wala li nga ne ko déglu fa wala li nga ne ko sargal jigéen yi tax mu ne yegg moom nga dóor ko boobu mu daal dem arrêt man dóoroo ma arrêt déglu ma Idrissa Seck Betty Idrissa Seck
li nga xamante ni bi tey moom moo ko yóbbee li ko dal nii tey mooy askan wi dañu jàpp ni Idi dafay mbong-mbong lu quoi xam nga nit kuy mbong-mbong Idi day mbong-mbong lu quoi day muusantu nit ñi di dox ci maayinu nit ñi comprendre nga parce que Idrissa Seck ci loolu rek la mës a dox ay mbiram mës ta leer quoi askan wi wóoluwuñ ko non loolu parce que dafa leerut loolu yow yaa koy wax jom moo leerut loolu yaakaar naa yow yaa ko sañ a wax jàkkaarloog askan wi di ko wax mais ñi nga xam ne xam nañ ko jege ko man mi nga xam ne bokk naa ci ñi ko gën a jege je pense que li ma gis ci moom mooy dafa am démarche bu ñuy wax une démarche non ambiguë maanaam du def nii léppam dafa leer mais xam nga pouvoir dafa am doole. Idi dugg fi palais génn. maa ngi ñëw non xam nga. siiñ li am solo wax mu siiñ dugg këram. li am solo li am solo maa ngi ñëw saa bu ñu dégloonte rek. bàyyil di ma ruube. ruube ji non bul ruube c'est-à-dire que li am solo mooy li ko yóbbuwoon palais. li ko yóbbuwoon palais il faut que ma rappeler ko pour askan wi aussi xam lan moo ko yóbbuwoon palais. gis nga Sénégal dañoo am loo xam ne moom la ñuy woowee ay réalités socioculturelles. lan moo ko yóbbu woon pale ci ban jamono su wadd wala su wadd parce que lu bëri foofu aussi. est-ce que xam nga ni lu bëri lu mu ñàkk Sénégal foofu la ko ñàkk moom laa lay wax nii c'est-à-dire que. mais askan nangu wi ngeen loolu quand même. non xam nga loolu. ñun bañuñu ko woon ba koy nangu. mais il faut ma leeral askan wi loolu fan la jógee. fu mu jógee. cela veut dire que ñun tëbuñu tëb rek dem palais pour négocier ay poste wala wadd wooñu pour jox ñu poste vice président ba non du xelu mag dafa am loo xam ne ci sunu réalité socioculturelle la bokk mooy kilifa diine Abdoulaye Wade bi mu amee ñagas-ñagas ak sama président parti dafa dem Touba ci Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram mu ñaan ko ne ko damaa bëgg Idrissa dellu si sama keppaar ñu ànd liggéey Idrissa Seck ànd ak Serigne Moussa Mbacké naawel fekkee na jotaay ba mu ne ko Abdoulaye Wade de sa waajur la fi nga toog nii fii la jóge li mu bëgg mooy nga dellu si keppaaram parce que ñaari diggante jullit yu yàqu defare rek bu fekkee mën naa nekk def ko ngir intérêt askanu Sénégal Serigne Moussa Mbacké naawel dafa tëb ne ko loolu de boo ko defee da nga bëri ay jam-jam lool ak sikk waaye xam gi ma xam Serigne Saliou bis boo ko defelee yàlla dina la may li muy may ndongo bu nangul sëriñam wala doom ju nangul waajuram mu jóge fa dem Tiwaawoon kan jóge fa dem Tiwaawoon bi mu jógee Touba mu jógee Touba dem Tiwaawoon Idrissa Serigne Abdou Aziz Al Ibn moom it yàlla na yàlla yokk ay leeram ne ko Abdoulaye Wade fii la jógee di inauguré dispensaire bu ñu tuddee Papa Mor Talla Wade Tiwaawoon donc ñaari kilifa diine yooyu ñoo dox ci rapprochement bi mu demoon fa ngir intérêt Sénégal mais parti au pouvoir daf koy utiliser pour jéem a yàq daram mais bu fekkoon ne dafa delluwaat pour ut ay poste kon boobu amoon na prédisposition pour nekk vice président mais Mori ñu nangu ni visite nocturne yooyu nga xamante ni Idi tey ñu ne Idi dugg na palais suba ñu ne Idi génn na tey ñu ne Idi dugg na palais mais loolu aussi lu ko yàqal ci la bokk ñu nangu loolu ñu jàll ci beneen ponk waaw ca dafa am xam nga foofu du yàqal ak dem waaw li ma bëgg a leeral mooy ñu bañ a semer jiixi jaaxa ci boppu askan wi parce que du dem palais pour négocier ay poste mais dafa demoon ngir déggal kilifa diine muy Serigne Saliou Mbacké d'accord loolu léegi nag gannaaw loolu Idi kenn déggatu ko woon presque li muy nekk Sénégal ñëpp wax nañ ko nee nañu bariwul ci hôtel yi lay fanaan Idi hôtel waaw nee nañ li muy ay hôtel yu cher lay nekk Idi dafa yor uteeg yow wuy ma nee na dañ ni nekk fi woon mais jamono ji ñu toll kenn mënul wax opposition bi te tuddoo Idrissa Seck de par ses tournées nationales ak visites yi nga xamante ne mi ngi koy amal un peu partout muy ñeneen di tëj bañ leen leader dans l'opposition ñeneen di tëj bañ leen mais tournée nationale yooyu nee nañu ci président Macky la ko bu ne tricher d'accord mais ci moom la ko copier ba mu jaral ko muy def loolu ndax foog nga ni Idi nekkul di dox ci maayanu Sénégalais yi non doxul parce que day absenté ba mu neex ko rek mu ñëw nii jàll mel ni ca paajool xam nga dafa am temps politique am temps repos Idrissa dafa toogoon bi ko askan wi amee incompréhension diggante ak moom xamoon na ko mu xam ne am na lu lëndëm seen xel moo toog di leen seetaan bi askanu Sénégal demee ba rendre compte que ni ki ñu jox réew mi munul Macky Sall utiliser maanaam yoon di xeex ay adversaire politique am ci la génn mu naqarlu loolu maanaam naqarlu dàq bi Macky Sall dàq Karim Wade ci réew mi naqarlu aussi tëj bi ñu tëj Khalifa Sall te kenn tegu ko fenn naqarlu bi ci kaw mais ci suuf Idi day maa ngi ñëw kontaan na ci maa ngi ñëw tëj bi ñu bu ñuy tëj Khalifa Sall muy yàq non xam nga waaye loolu saa yi déglu ma nag loolu xam nañ ko Idriss Seck li muy signé yëpp naan nañ bàyyi Khalifa ci kaw waaye ci suuf mi ngi naan
mi ngi wér nañ ko toj xam nga saa yow loolu. xam nga li ma da nga may ruube nii rek. ruube wu ma de mais xam nga li gars yi di jéem a jaxase seen xel. mais li am solo mooy. moom bu fekkoon ne du nitu diine wala li muy def gëmu ko je pense que bi ñu jàppee Khalifa man ànd naa ak moom palais de justice. ëmb ko yiir ko topp ci ginnaawam tatagal ko ba mu toog. heure bu génnee daw ci journal heure bu génnee presse bi mooy daw ci moom. mais moom daw ci ginnaaw presse bi moo daw ci moom. laaj ko xalaatam mu ne li mu gis ci deru Sénégal ci atum 2018 mooy ñaaw na parce que Macky Sall mu ngi jël justice di ko xeexe ay adversaires politiques am. d'accord voilà donc loolu je pense que am na ci taxawaay boo xam ne bu sincère la bu sañoon suba ñu tijji frère am Khalifa Ababacar Sall mu génn libre su ko neexee mu nekk candidat en 2019 loolu je pense que réew mi ñun xam nañ ñëpp xam nañ ay ko naan di télé nekkul benn problème mën nañ la may loolu Mori ci yow ñu tourné nag ci ki nga xamante ni moo di Mamadou Sarr Mamadou menuisier nga de profession jamono ji ay jamono président Macky Sall bi ñu yéegee tuuti rek dafa yëkkati woon ay kàddu ni à partir de boobu loolu yéegam dinañu fexe léegi menuisier locaux yi li ñuy liggéey moom mu ciy fexe administration bi di ci équiper seen i bureau ak seen i jumtukaay liggéey ñu bëggoon a xam loolu mu jëloon engagement bi fu ngeen ci toll ndax mi ngi ci ba léegi sonn ngeen. waaw Betty vraiment sa question bi am na solo xam nga 2012 bi son excellence monsieur le président Macky Sall di agsi au pouvoir dafa amoon benn regain d'espoir bi nekkoon si ñun. ndax dafa amoon lu mu indaale en 2014 ci la ne on va doter des artisans locaux 15% de la commande publique locale loolu mooy maanaam commande yi état di def pas seulement ci domaine menuiserie mais ci commande publique maanaam que ce soit les immeubles administratifs que ce soit la fourniture lépp loo xam ne laal na ci administration état da koy soxla ah au lieu ñu ko jox au marché mondial ñu jël ci au minimum 15% jox ko à la main d'œuvre locale vraiment ñu rafetlu woon ko kontaanoon ci lool ba vraiment ci la décrété woon sax la journée de l'artisanat qui s'était tenue à Ngaye en 2014 je me rappelle bien il avait dit que journée boobu nañ ko xel di célébrer chaque année at malheureusement fa la yem. 2014 ba 2018. voilà 15% yooyu Betty ma ne la ma fàttali ne disposition IMOA kii benn extrait la ci code de l'artisanat de l'IMOA muy code communautaire boo xam ne ñu nag ay yeneen réew kon ay dossier lañu indi ñoom ñoo ko bokk amoon nañ ci ko indi ordonnance ñu nag yeneen réew yi nga xam ne ñoo bokk IMOA ñoo ko bokk code boobu lu mu wax code boobu dafa ne li ma doon wax sànq ah certes le président l'a voulu faire tout de suite mais c'était une directive de l'IMOA moo incité les États membres à prendre une part des marchés pour redonner ko aux acteurs locaux pour que l'environnement des affaires mën a tane parce que jeunes yi dañoo soxla liggéey jeunes yi dañoo soxla formation Betty xam nga menuisier yi lan mooy seen problème waaw tàcc leen xam nga menuisier yi lan mooy seen problème organiser wuñ état bi bu leen doon jox liggéey nan la leen di joxee liggéey parce que tey xoola menuisier yi benn waaye day toog fii yor benn table benn rabo benn si benn martu benn tanaaj ak ay pont daal di yor pontam yorut budget di xaar waa koñ bi ñëw daaj lu table bu daam wala kii wala jox commande koo ci jox commande mu takk jabar yéen organisé wu mais état bi nan la mënee jox benn menuisier boo xam ne rek moo toog ubbi atelier daal di yor loolu ñu ne état bi day jëkkati marché di ko jox. pare nga. waaw mais il faut organiser pare nga ça ma mere xanaa mu naan ma pare nga. ça waaw déglu rek ma wax la. waaw ça seulement li ma doon wax Betty sànq. secteur bi. waaw buñ ko xool de façon terre à terre dama bëgg ñu yëkkati niveau bi tuuti. niveau bi ni muy jógee te jógut. non dafa war a jóg parce que yow sa niveau moo wàcc. sa niveau moo wàcc. jërëjëf gis nga secteur bi man nag nee na ma sa niveau wàcc. waaw déglu ma expliqué la. kañ dàqaloo nga ma yeggaleel. xam nga. ñëw gis nga sa problème indil ma sa jàngoro ma. sama kër. allez sama niveau wàcc. Betty. si di appel. Betty dafa yomb. artisan bi nga ne ko. yow organiser woo. wala amoo moyen. gis nga
état a le rôle de régalien boo xam ne moo yore demal ne sànq lii c'est le code boo xamante ni lépp mu ngi fi moo yore réglementation artisanat yëpp gis nga artisan bi environnement professionnel am réew mi jaar fi mu toll nii réew mi moo war a disposer de politique politique publique boo xam ne planifié bu permettre environnement artisan bi mën a nekk ci environnement bu stable bu adéquat ci liggéey bu muy def. mais lan ngeen proposé ci loolu yéen pour ngeen organiser lan ngeen proposé yéen il faut bala ngeen sax proposé proposé bi est-ce que booloo ngeen ba pare yaa ngi ci union des menuisiers du Sénégal mais union boobu ñaata membre la nous sommes presque 6000 membres 6000 membres mais est-ce que yéen a ngi actif ñu ngi actif gis nga waaw mais bi président déglu rek une organisation de 6000 membres vraiment loolu war ngeen mën a def benn cahier de doléance wala ngeen proposer dara loo xamante ni président de la République dina ci basé wu pour mën leen a jox ay marché wala ñu kii mais da ngeen a pëcc xool li Sadio ko wax dëgg la bépp yi du ma d'accord ak yow lu tax gis nga bi président ne 15% mobilier bi naa ko jox artisans locaux yi nga mu xam ne projet mobilier national moo ko war a incarner seen union bi lu ngeen ci la créé une coordination de la commande publique qui est basée au ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat gis nga boobu bi mu amee ci la ñun nañu jóg ñun artisan ñu dem toog ne comme état am na yéene yu jàppale ñu am na yéene yu jox ñu liggéey nañu jóg créer cadre bi ñu nga xam ne liggéey boobu su ñëwee dinañ ko mën a capter gis nga ci lañ def document bii avec benn ONG à la place ak organisation bi fi ne nga xam ne ñu def toute la chaîne de valeur nga xam ne on allait avoir des ateliers pilotes dans les grands artères ateliers yi nekk ci koñ yi ateliers yooyu dañuy piloter marché yu mag yi ba pare sous-traité ko de sorte que kenn ku nekk menuisier ba nekk ci ruqu Arafat sax dana mën a am même su dee ay bras fauteuil lay defar wala ay pieds chaises lay defar dana mën a am lu mu liggéey ci commande publique boobu muy document boo xamante ni. mais dama ne ba ko président waxee ba léegi. est-ce que commande publique boobu yéen gis ngeen ci seen bopp est-ce que ñëw na une fois rek yenn yoon ñu ñëw jox leen commande. est-ce que loolu ñu ngi ci. non commande publique boobu demale na sànq. dañoo mettre en place loolu li ma la laaj. waaw la wala déet dama ni. mais ñëw commande publique boobu 15% bi ngeen di wax bi président diggee woon ak yéen. moo ko wax ñëpp dégg. dama ne ndax mi ngi ñëw ne serait-ce qu'une fois ndax mës na ñëw. ñun gisaguñ ko. ñun ñii gisaguñ. waaw xam nga yéen menuisier yi la seen problème gisagu leen ko te musul xam nga yéen nag dara mettiwu leen parce que xam nga lu tax yéen dig nañ leen wax ko ci àddina bi yëpp ba Sénégal gépp dégg ko béti joxuñu leen dara tey kenn déggu leen ngeen ñaxtu ko fenn te bu nit ñi importé ñu mer te bu nit ñi importé ñu mer waaw te yéen mënu leen a defal tiroir seen tiroir yëpp moo def nga wéq dama la ne sànq wax ci ñàkk a mën a defar tiroir wax ci conditions yi permettre ñàkk a mën a defar tiroir boobu moo may ma tuuti rek mais déglu nag qualité liggéey bi ci la bokk saa li muy wax nii day waxtaan mais ci la bokk menuisier yi fi nekk liggéey bu rafet la ñuy liggéey yu baax la ñuy liggéey di gis nga période bi ñu nekk nii artisan yi nekk artisan yi nga xamante nii fa la commande publique doon jëlee seen meuble yi accompagnement exonération bi ñuy am ci seen i état ñun suñu état loolu lañ bëgg mu encadrer ko ay artisans créer environnement bi permettre la vétusté de nos machines ñu mën ko renouveler gis nga machines yi ñuy liggéey actuellement c'est dépassé. kon kañ yéen loolu moo tax ñu ngeen jot ci marché yi. menuiserie yi dafa àgg ci niveau bi nga xam ne actuellement il faut ñu renouveler suñu dispositif parc machines yi xam nga état dafa war a teg en place li ñuy wax une politique de modernisation du secteur comme niñ ko defalee agriculture. kon yow secteur artisanal bi dañ ko laisser en rade. dañ ko laisser en rade. ndaxte seen jumtukaayu liggéey matul. maanaam agriculture beti gis nga programme bi ci état di def. yaa ngi wujjee. élevage gis nga programme bi ci état di def. transport gis nga état bi mu ciy def biis yu bees yi. la modernisation du parc du transport. d'accord loolu la ñuy ñaan ñun ci secteur artisanat. état tegal ñu une politique de modernisation du secteur. loolooy permettre créer environnement bi permettre artisan bi
même su amul les capacités de faire tiroir bu baax bi ciy am ñu tegal ko les mécanismes et les moyens d'accompagnement technique boo xamante ni dina mën a àgg à ce da nga niveau. mel ni rek D'accord. léegi état bi ne tabax marché xam nga yéen li ngeen war a njëkk a kaas béti ñii li ñu war a njëkk a kaas mooy am ay place u atelier yu normal mais menuisier yi genn wàll gi yëpp duñu luye dañuy fekk kii rek teg seen taabal mbaar daal di mbaar ca koñ ba di taxal Betty waaw modernisation xam nga kii dafa déggul li ma wax. waaw déglu rek je pense que c'est que yéen a war a man damaa yaakaar ne ça dafa déggul olof déggul français li ma wax déggoo ko émission olof nga non déggul ma wax la rek da ngaa déggul tubaab boo fi làkkee français yaa dama la ne dama la ne xam nga dama la ne saa foofu dafa nelaw état dafa war a teg en place waaw d'accord une yooyu politique yëpp de dégg nañ ko. modernisation du secteur dégg nañ ko. gis nga loolu li ngay wax nii yëpp ci la da ne leen na war a waaw, fekk loolu ca yoon wa ah ñun ñu ngi ci yoon bi ndax ñu ngi organisé wu en organisation en OPA xam nga OPA organisation professionnelle artisanale xam nga ñu ngi tëgg ay gis nga le problème qui s'est passé à Ziguinchor tout récemment ci problème mu bant àll bi nous avons anticipé en 2013 nous avons organisé une journée de réflexion et de partage sur la promotion et le développement de la menuiserie à Ziguinchor pour réfléchir avec les pouvoirs publics jotaay locaux boobu li ngeen ci tënkoon lu ci génn document bii résumé xam ne tuuti rek ah dégagé ñu ci quelques lignes rek waxtaan nañ ci tënk nañ ci comment kan ma xool comment ma vérifier baal ma si comment non tegal garaawul comment tegal document document bi dañ xaaral ci ça tënk lire que à haute voix nga ne à haute voix bàyyi rek ba lire ci suuf document bi dañ ci tënk bàyyi ma suturaal leen naka la ñuy def naka la ñuy def ba ak menuisiers yi nekk ci sud du pays ak les acteurs du bois muy les exploitants du bois muy les chefs service de l'environnement muy waa service forestier ñu toog sur une table moom lañ organisé woon cette rencontre pour réfléchir ensemble comment comment gérer cette exploitation du bois d'accord su fekkente ne àll bi dañuy dem vers la réforestation ñu pour ñu interdire àll bi ñu def des mesures d'accompagnement boo xamee dinañu dellu ci yow dinañu dellu si ci yow dañuy daal di jàll nag ci Diagne Dieng nag moom mi ngi bokk ci coordination des étudiants orientés dans les universités privées dañ leen dàq lu ñu dàq leen bon effectivement te dàq bi du ñëpp c'est pas tout le monde waaw du ñëpp waaw loolu moom a jaaxal deux poids deux mesures boobu ñu def bon avant tout yéen du tax ñu dàq avant tout daaw damay leeral comme ça li tax ñu dàq ñu parce que biti ñun dañoo doon ay ndaw dëkk ci dëkk bi doon ay citoyens comme ñëpp yàlla def depuis ba ñu doonee xale ba léegi jàng la suñu parents dañuy accompagner suñu parents def na lu na si ñun te ñun nag suñu ngor moo ñu dem ba fay leen léegi ñu jàng ba am bac état bi jël charge orienté ñu ci privé yi mu doon loo xam ne lu bees la peut-être daaw fi am mais def na ko mais malheureusement ñun mënatuñoo comprendre ñu orienté ñu dem di jàng ñuy jàng non seulement orientation bi non seulement da nga koo dund wala da nga koy moo dama ko dund saa dama ko dund bu dee loo dund la mi ngi sa bopp looy liir di wax waaw bon bi nga xam ne orienté nañu non seulement orientation bi dafay yéex parce que bi ñu amee bac da toog nañ bu mois de mai ñu doog ñoo orienté te loolu noonu yaakaar naa loolu moom doxul ñu dem jàng ñëw ba fii bon le 10 le 10 février bi passé bon ñu jot ay SMS ci école privée yi ñu ne ñu vous êtes exclu waaw bon ñu toog ànd ak dal SMS ñu toog ànd ak dal léegi ñu dem ba comme que weekend la woon dafa jege woon ak samedi dimanche ñu profité ñu ne lundi bi nañ def conférence de presse lundi le 12 février bon ci lañ defee benn point de presse de 15h à 16h à Amnesty International bon point de presse bi li ko waral mooy comme loolu noonu naqari nañu ñu def point de presse pour alerte ne leen lii ni d'accorduñ ci parce que ay étudiants ay sénégalais leen comme ñëpp dañu war a permettre ñu jàng ñun suñu devoir dañoo amee droit suñu droit mooy jàng loolu noonu du question dañ ciy forcer jàng la suñu droit mooy jàng ñoom devoir yi ñu am mooy dañu mettre dans de bonnes conditions pour ñu étudier boobu la ñu am bon kon ci loolu la ñu dàqee
dàq xam nga ñii man mënu ma leen a attaqué. parce que ñii Mënoo ay leen ndaw yu attaqué. toll ci jàng lañ. bien sûr war a jàng. d'accord ñu leen di dàq. waaw man te état moo defut man la bala mu war a ñuy def. ñëw sax si dàq bi donc loolu parce kenn que mësu ci ci wax li nu jot dañ ni état moom moo fayul mais problème bi mooy li ma mënul comprendre mooy ñu dàq ñi bàyyi ñii waaw yéen ñii nga xam ne dañ leen a dàq ci yan Lu tax? université ngeen nekkoon bon ñun ci université yi privé yëpp université privée la je sais mais ñan quoi ñi dàqe ñan la ñi dàqee bon mooy ñan ce sont les directeurs des non universités école privées yan la ñan la école yi ñoo dàq turu école yi laa soxla turu école yi Waaw. bari na yow foo nekkoon turu école yi bari na man maa ngi nekk institut supérieur d'administratif des affaires ñeneen ñi ñu dàq bon yan école la ñeneen ñi waat bari na université yi bari na Bari am na ay- université yu am na ay dàqee. ITCOM waaw am na ay FEPES am na Waaw. ay ICA ok Bari na. d'accord bari na mais man li ma la wax sànq ci sama début wax du ñëpp lañ dàq donc dañu fay ñii bàyyi ñii wala dañu jël ñii en charge bàyyi ñeneen ñi kumba am ndey ak kumba amul ndey boobu man moom laa mënul comprendre bon fay Kumba am ndey fay boobu ak moom Kumba amul ndey ci xam-xam la. ñun te xamuñu. yéen da ngeen a amul xam-xam wala. non mais dañ leen dàq te waxuñu leen lu tax ñu dàq leen bon mais permettez-moi ma mënuñu ñëw teg waa déglu rek permettez-moi mënuñu ma teg seen loxo ni état bi fayul moo tax ñu dàq leen yéen Effectivement. au moins war ngeen leen solliciter ci ay explication yoo xamante ni ñu leer nañ la ban leen dàqee dem leen ci ñoom la leen effectivement ñun waaw après dinaa la wax démarche yi waaw nga xam ne voilà nañ ko très def. bien man loolu laa soxla waaw parce que bi ñu dàqee bi ñu defee conférence de presse bi ba pare naqarlu loolu bon ñu toog l'état n'a pas réagi appareil oui mooy le marche on a organisé une marche le vendredi 16 ñu organisé benn marche bon à la place de l'Obélisque jusqu'à RTS lu ngeen ca wax bon marche bi comme li ñu wax ci point de presse bi la naan parce que pour wax sénégalais nañu seen doom yi nga xam ne orienté woon na ñu jàng ci privé yi jàng boobu amul état bi daf ñoo dàq ndax lan ndax dañ ñoo fayalul loolu lañ fa wax loolu lañ fa leeral mais man dafa am benn point bu man am dafa am daal importance lu boo ma ñëwul échappé quoi. muy ban muy liberté wax répété na ko répété waat na ko lan moo tax ñu fayal ñenn ñi fayalu ñenn. loolu laa bëgg xam bon loolu moom wax dëgg yàlla moom su ma waxee sama diggante yàlla loolu moom xamuñu ko yoolu noonu seen biir est-ce que tamit est-ce que nekkul ni ña ñuy fayal ñoom la réew mi gën a am ci ñoom yaakaar na ñii non may leen ma may leen ko may leen ma mais est-ce que le problème ñoom bi laa la wax il a raison est-ce que le problème ñoom ñi nga xam ne ñoo def loolu bu leen neexee ngeen de wuu mais ñoom ñi def loolu béti jaañ déglu ma maa lay déglu est-ce que nekkul ni dañ ko xool tamit ci moyens yi nga xam ni moom ngeen di am ñu xam ni ñii ñooy ñi gën a taxee ñii kat ay bons élèves leen nañ leen fayal waaye ñii ñoom nañ dem jàngi métier dem mën liggéey. bon loolu noonu amu si parce que ñun ñëpp yow est-ce que aay nga man aay naa demal nga laaj sama parcours laaj fi nga xam ne fa laa jànge soo demee dina la wax ba xam jàngi aay na wala aayul man xoolal waa léegi waa d'accord ba tey bon du baal ma problème àggale niveau waa chute baal ma àggale xam nga lii bi dafa doon loo xam ne ñëpp ko bokk ñun dañoo am suñu intérêt ñun xamuñu bu fekkee dañu am ay problème yeneen directeurs yi état bi comme ça permettre ñoom ñu jàngal seen étudiant xamuñu lan moo ne seen biir xamuñu mais ñun li ñu naqari lenn la mooy ñu def le tout pour ñu retourner wu ci en fait ñu jàng parce que ñun loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg ndax bientôt dañuy def ay examen bee dañ koy def mois de juillet 2 kii la 2 branches la parce que am na ñu war a def anticiper le 12 am na ñu war a def anticiper le 12 mars bi am na ñu war a def anticiper te mënoo dem examen te amoo quand même ay kii yoo xam ne ay moyens yoo xam ne peut-être waaw ndax defuñu cours booba léegi defuñu cours te moom nee na kañ lañ leen dàq bon ñu ngi dàq wax naa la ko fii nee naa la depuis le 10 depuis le 10 bi faat mais léegi man li may jaaxal mooy ndax dem ngeen ci seen directeur école yi laaj leen lan la ma parce que état fay ñu dàq leen rek dafa yomb gis nga kuy fay kaay ma wax la man sama papa jàngalekat la woon nee na élève buy fay wala étudiant buy fay amoo droit ratale ko benn cours même su fayul léegi nag est-ce que dem ngeen ci directeur yi laaj leen lan moo tax ñu leen di dàq est-ce que fay boobu rek la parce que dafa yomb trop bon directeur université privée yi am nañ seen coordinateur waaw ministre bi yi mu ñu recevoir yëpp ñoom peut-être ña nga fa mais nanguwuñ cee wax kon yéen ba fi ñu toll nii xamul leen lan moo tax ñu dàq leen à part li ñu teg seen loxo à part waaw ñàkk fay gi ñun pour l'instant ñun moom a jàpp jaañ c'est que góom nañ ko xooli quoi tamit xam nga c'est que vraiment góom bi bu ko nekk di ko wër balaa nga koy faj da nga koy loolu quoi non mais bétti munuñ ma nangu ñaari sénégalais nekkuñu fi ñeen ñëpp ay sénégalais ngeen ñuy fayal ñenn ña nga xamante nangu nga ni am na ñu ñuy fayal ba tey wala nangu woo waxuma dama ne am na ñuy jàng waaw si mais fayuñu fay amu fi gis nañ ci ñoo xam ne ñu ngi fay jàng amu fi xamuñu lan la mais am na ñoo xam ne ñu ngi jàng te ñu noonu ñun rek ñoo yem waaw ñoo yem fay amu mais fayuñu mais ña ngay jàng ñi ngi jàng yéen ñu seppi leen waaw ñu seppi ñu ah dañoo am
moyen. waaw mais loolu il faut nga leeral loolu quand même parce que tamit yóbbu privé yi ñu leen yóbbu ñoo amul doole. yéen ay privé néew di doole lañ leen yóbbu. effectivement yéen a ngi il faut ngeen wax mu leer. mais bu leen ne. voilà moo Diagne xam nga boo ñëwee ci télévision. rawatina émission da nga bëgg leeral. wax seen situation fi ngeen ci toll. ñii daal ay privé xur dabb lañ leen yóbbu. état bi nag loolu lépp tamit ci état bi la bëti parce que warut a jël ñenn di leen yóbbu ci ay privé xur dabb yoo xam ne attanuñu mbir mi. waaye da ngay émission wala yaay invité. dëgg la. waa de laaj ko mu wax non maa koy waxal maa tey bon waxal. bon ñun daal ça xam nga ñun lu ñu intéressé. waaw ñun lijjantiwuñu comme ça état bi. relation bi mu am ak privé yi. waaw ñun lijjantiwuñu mais da ngeen ko war a lijjanti parce que bu fekkee dem na ba nu dàq leen ci. foog ngeen lijjanti ko seen affaire la de yéen. c'est l'état qui nous a orienté moo ñu orienté. waaw loolu laa la wax moo ñu orienté kon bu exclusion amee. waaw ñun l'état lañu pointé du doigt. moom lañu pointé du doigt parce que moom moo ñu fa orienté. waaw dem nañ fa ministre bi. bon. ban ministre le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane. première rencontre bi ñu am ak moom. c'était le 22 février à partir de 18h. bi ñu fa demee waxtaan nañ ci point. yan ak yan parce que bi ñu demee arrêt des cours ñun boobu rek moo doon njëkk doon suñu première priorité. waaw ñu retourné wu ci amphi yi. bi ñu demee bi ñu ko waxee bon le ministre nous a fait savoir que nañu bon mi ngi ciy lijjanti dina fexe ba comme ça cours yi ñu jëlaat ko ci li mu gën a gaawee. loolu kañ la woon nga ni le 22 février. le 22 février. d'accord loolu la wax jusqu'à présent. gisuñu benn réaction. d'accord gisuñu benn réaction ministre bi. Mary Teuw Niane. bon bi ñu jógee ci loolu. def nañ ñu xam ne amatuñ solution ci leen def benn front. donte ñun duñu nit yoo xam ne ay nit violence lañ mais nag boo demee ba sës amatul lenn loo xam ne moom lañ war a def ñu def benn front au niveau de l'UCAD ñu jaamarloo ak takk der yi. yéen ñi waaw. takk der yi jàmmaarloo ngeen ak ñoom. takk der yi jàmmaarloo ñoo ak ñoom ak moom. ñan daw. dañoo daw. ba pare ça. gaay ba pare ça. xoolal booy yéen a ko doon bu leen ñu fonto booy daan yéen takk der yi lacrymogène leen ba ngeen bëgg a dee ngeen ñëw daw si bi naan ay ñoo daw. booy xoolal bàyyi leen soo bi ñun xam nañ leen yéen takk der yi. ba pare ce qui est grave. waaw ñun ay étudiants lan. waaw takk der yi ban dikkee. ils ont jeté 2 balles. Balle réelle. 2 balles réelles ils ont jeté là-bas au niveau de l'UCAD. dañ ko tiré foofu. bien sûr effectivement malheureusement heureusement ba kii ci kenn. heureusement daal bébé booy dañuy bon yokk daal. ça laissez-moi terminer. yan balle réelle. ça c'est des balles réelles. xanaa da ngeen a for duy yi. ñii dañoo def formation militaire bay xamee balle réelle ak balle blanche yéen da ngeen ci xam dara. d'accord waaw naanaa leen sa kaas ñu joxe. naanal waaw fii boobu ñëwee da ngay naan. non instant man mënu ma naan parce que. naanal dama mer. jot li ba. nee na waaye tey ñu ngi doog a am nee na mënul naan parce que dafa mer. naanal. dëgg yàlla am nga ci droit wax dëgg yàlla am nga ci droit parce que il y va de votre avenir. effectivement donc muy loolu waaw ayca. effectivement bon bi ñu defee front bi. waaw léegi ñëwal ci waaw. bon damay àggale front bi. waaw parce que bi ñu def front bi tax ministre bi bëggul ku yëngal. waaw bi ñu def front bi ci même jour bi. jël na téléphone woo ñu. ak direction trésor jël na téléphone ñu woo ñu ne arrêté leen. ñun lijjanti wuñu ko duñu arrêté parce que c'est trop tard. mun nañu ñu arrêté ko. parce que boobu yéen a ngi jàmmaarloo effectivement ñu ne ko duñu arrêté. léegi bi kii bi jeexee. waaw mu dégg après ci la ñu mayaat beneen. waaw beneen audience mu doonoon le. ku leen ko mayaat Mary Teuw. oui Mary Teuw Niane mu doon le 5 mars. moo leen woo waaw le 5 mars. waaw bi ñu demee ñun ba ñu dem am nañu yaakaar parce que dañoo yaakaar vraiment suñu demee tey dinañ wax loo xam ne lu leer la dinañ wax nañu tel jour da ngeen retourné wu. lu ca génn. bon ban demee dañoo il nous a déçu. oui effectivement parce que ban demee moom def nañu moom comme ça arrêt de cours bi lañ njëkkee def point ñu discuter mun nañu moom def na lépp lu mu war a def. defar na dossier yi mais comme ça li mu war a def lépp def na ko. yóbbu na ko fa mu ko war a yóbbu au niveau de trésor. nee na moom instant yi yoonam pare na si. pare na si loolu moo ñu jaaxal. en tant que ministre de l'enseignement supérieur. nga xam ne yow waaw yow yaa yoroon njàngum supérieur enseignement supérieur yow yaa ko yore. nga ne pare nga si. pour étudiant am problème nga war leen lijjanti woo nga ne pare na ci. pare na waaw loolu Mary Teuw loolu la. nee na pare na si nee na comme ça li mu war a def lépp def na ko jaana wàcc na. kon léegi problème bi au niveau des universités la nekk. bon ñun xamuñu parce que nee na dossier yi déposé na ko trésor. dossier yi déposé na ko trésor la wax. d'accord. trésor fay université. oui c'est ça qu'il a dit. d'accord dinañ dellu si waat ci yow. ñu ñam nag ci Malick Niang borom Pikir ma. fi mu nekk ni moom sa tur dañ ko cee collé. je vais te marier ak je vais te marier ak ñoom Renaissance. Malick. mais Malick dañ la gëj a gis Malick fu mu nekk. bon man déggoon naa fi ay temps sax ñu ne da nga immigré. waaw xam nga
loolu moom. ñu ne nga Modou man nag maa ngi koy doog a dégg ci yow nag. loolu kay jege. waaw bon man moom. maa ngi entre Sénégal. waaw ak bitim réew. xam nga yàlla dafa dogal bu fekkente ne da ngay liggéey. di bay sa waar ba yàlla dimbale la nga am ay porte yoo xam ne dafa ubbeeku sur le plan international. ngay dem di ñëw loolu sant yàlla la mais je pense que fépp fu ma nekk damay représenter sama réew muy Sénégal. comme ni nga ko waxee sànq Ablaye Bopp récemment nommé nañ ma kii décerné nañ ma benn prix muy le prix des droits humains de l'UNESCO. mu nekk benn compétition boo xam ne 28 réew ñoo ci bokkoon. 28 réew yooyu ñetti réew ñoo ci jóge woon Afrique. muy Gabon Sierra Leone man maa jóge woon Sénégal. yàlla dogal ñu jox ma prix bi. nommé ma ambassadeur de l'UNESCO. bon loolu nag moo waral jot bi xaw a ñàkk ba toogatuñu ñuy dem di ñëw mais ñi ngi Sénégal aussi ñi ngi liggéey ñi ngi jouer ay soirée ñi ngi jouer ay after lan Malick sa compétition bi ban télé ju la doon daw ban compétition bi nga gagné man gaa gis naa image yu remise yi man moo ma jaaxal quoi man compétition bi laa wër naa ko xam nga wër naa ko YouTube wër naa ko fépp man gis naa ko saa gis naa ko waa gis naa ok xam nga waxuma remise de waaw remise ba prix bi mën nga dajale ñeenti tubaab ñu ay xarit tubaab man da nga am compétition bi ngay wër man compétition bi lay laaj waaw xam nga loolu saa ñëw man sama waay la moom day def jimbo ci émission bi quoi mais je pense que yàlla dafa dogal man dama nekk artiste boo xam ne bii maanaam nekkuma ci coow leeg xëccoo bi. coow leeg xëccoo bi mooy lan. maanaam samay mbir man damay liggéey pour suma carrière ak pour man mais liggéeyuma pour coow li su ma ne coow li yow yaa ngi ci monde showbiz xam nga donc bi ma jógee Espagne indi suma trophée bi. benn conférence de presse laa def. waaw woo journaliste yu bëri waa Walf ñu ngi fa woon ak yeneen presse de la place. moo wax leen ne lii leen ma jox lii laa indi Sénégal laa demaloon lii laa indi comme ndam. trophée bi àndoon naa xaalis bi loolu jàllee. Malick wax ñu ci trophée bi. waaw xam nga loolu c'est privé. loolu bu ñu la joxee prix des droits humains de l'UNESCO c'est puisque dina ànd ak. xaalis mais la mu ànd ak loolu moom loolu yow intéressé wu la. comprendre non loolu c'est privé. non loolu c'est privé. d'accord loolu c'est privé. bi yàlla dogalee ñu ñëw fësal nañ ko niñ ko war a fësalee mais xam nga Sénégal tey am na ay kenn benn animateur bu mus a ñëw sama kër ñu añandoo ma tegal ko yenn vidéo yi mu ne ma mais Malick lii bu doon ma Samba wala ma Demba ma ne ko mais man loolu yëkkatiwu ma xam nga lu ma yëkkati mooy ñefe xam ne Malick fii la jógee et puis fii laa bëgg a yegg. parce que coow li Sénégal mën a waaxu nga xam fi nga jëm moo ko gën. d'accord te man ku teel a xam fi ma jëm laa macha allah. waaw léegi ñu ñëwaat ci sa carrière fii sur le plan national dañu mën a waxee. c'est bien que ne c'est vrai que ne extérieur yaa ngi fa di bay sa waar ci domaine bu mu mënti doon. mais ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di biir Sénégal. yow tey jii boo doon jàngat way wi ci biir Sénégal. toute génération confondue. wala boog ñu génn ci ñu mag ñi. lan la. sa jàngat lan la. comme fi musique bi toll jamono ji. bon musique bi fi mu toll mooy li ma gis mooy. xam nga musique dafa dem ba nekk benn business. benn cercle restaurant la gars yi wax de. puisque nag business kenn ku ci nekk ak li la arrangé. am na ñoo xam ne ñi tey dañuy gis Sa Ndiogou mu nekk seen xarit Sa Ndiogou bëgg buzz. xamuñu sax lan mooy notu musique xamuñu sax luy gaam boo ko tegalee guitare frappé benn note na ko wéyal ci gaam bi xamul li nga ko wax. tey jii Sa Ndiogou financé ko mu dem ñu tëggal ko mu génn ñëw gis Betty jàppale ma Betty teg ko c'est ça am na ñoo xam ne ñi aussi ñi ngi ci musique bi. xam nga yaa ngi salteel nag fi mu toll nii non Malick. waaw pardon non fekk li nga wax ni Betty kii li mu wax nii xam nga mooy lan. mooy maanaam yéen animateurs yi dañ leen di ger ngeen di teg morceau. non fekk li mu wax loolu la. fekk il faut que loolu boo ma ko laajee dinaa si ñëw. non fekk loolu nga bëgg a wax. te mbir mi du loolu. fekk Malick yow da nga fi wayu Malick wayam yëpp wayu politique la cible la yor cible am yëpp ci politique bi la koy dóor day tappale. je vais te marier. non dégg nga waaye je vais te marier Malick nekk fi woon waykatu Karim Wade. Malick mi laaj ko. annonce yi moo ko way. Malick ba ma xëyee gis ko mu kaalaw. ma ne kii mooy escroc.
Malick Dia xëy rek kaalawu rek ne mooy way annoncé di làkk naar. boo paree nga déglu ma ñëw. waaw Mor sa annoncé bi moom dañ la ci fayoon wala. ah fa la tekkee. billa Malick leeralal ndax àddina ngi leen prix bii mu fa la amee copain tubaab ba mi photo ak ñoom am prix yëpp ci la ko réglé Malick yow xam naa la sa bu ko de. merci beaucoup bon Sa Ndiogou moom aussi bi moom ci lañ jàppante maa ngi ba léegi waaw parce que dama ko compaloon. ah d'accord mu leer sax ñu xam. su ma compalee kañ amul problème kon koy ko bere. mais xam nga bétti compalul man ñu bëri dañuy jaawale. bu fekkente ne xool nga archive yi. ci li ma jot a def. amul benn morceau booy jël. ne Malick wéy na si ma Samba wala ma Demba. xam nga man. mais OCI bi kon lu tax nga dugg ca. exactement OCI moom mooy conférence organisation conférence islamique. loolu ñëpp xam ne mais kañ ba. waaw déglu ma ñëw loolu ñi fi toog ñëpp ci lañ bokk. ñun ay sénégalais lañ. man en tant que artiste. organisation bu toll noonu di xew ci sama réew. yaa ngi dégg ba mu fii xew xëy na xale laa. wala boobu duggaguma ci aar. ma fekke ko nekk artiste gëm sama réew il faut ma indi sama contribution. kon yow à ma manière nga jógoon way loolu. li tax ma def ko. ñaari mbir la. waaw benn bi. dama amoon benn producteur bu ma doon liggéeyal suma cassette je vais te marier bi. yàlla dogal exemple laay joxe mu indi Sa Ndiogou. ne ma kii laa lay présenté. mu nekk sa manager ngeen liggéey. ma ne ko ok amul benn problème comme moom moo produire mu ne man maa financé sama xaalis moo ma doy pour manager album bi. ma ne ko ok ñu def suñu contrat. bi ñu defee suñ contrat ñu commencé di liggéey ba album bi am fu mu toll nga xam ne génne ko moo des. pare nañu studio mu am problème ak Sa Ndiogou. bi mu amee problème ak Sa Ndiogou mu woowaat ma ñu toog man ak moom ak Sa Ndiogou mu ne ma Sa Ndiogou bi maa la ko présenté woon. Sa Ndiogou bi nag du man. waaw du yow mais dama joxe exemple. nay leer maa la ko présenté woon pour mu nekk sa manager. bis ñi ki tey nekkatu ko. en plus bis ni ki tey dama bëgg nga bàyyi ko. bon bi mu waxee loolu. ma ne ko yaa ne woon mu nekk manager bu la neexee nga ne nekkatu ko. mais diggante bi nga ma ko présenté xamante nañ fi te xam naa ci moom ngor ak fulla ak fayda te man loolu laay jàppee nit. donc loolu moom moo may def lu tax ma bàyyi ko mu ne ma su dee loolu la sa cassette bi du génn mooy cassette je vais te marier. ma ne ko ok ma dem mu dem. bon. ma nekk ci samay mu téye produit bi. ma nekk ci samay activité j'avais suma benn frère Momar Ali Ndiaye. mu am lu mu xewle woon boobu ma nekkoon secrétaire général adjoint du gouvernement mu am benn spectacle bu mu xewle woon ma dem ci bi ma ci demee Balde gis ma Ablaye Balde bu Ziguinchor. bi ma Balde gisee am programme bu mu def invité ma à Ziguinchor ma dem en tant que artiste mu fay ma ma gis ne vraiment nit ku baax la bi ma ñibbisee mu woo ma félicité ma ne ma ñëpp kontaan nañ man moom xam nga fépp fu ma jaar def ko doom loolu yàlla def na ko xam nga merci beaucoup bi ñu ñibbisee nag ñu toog di waxtaan ñu toog non may ma ñu toog di waxtaan bi ñu toogee di waxtaan mu ne ma mais da nga gëj a génne ma ne ko pourtant am naa benn produit bu nekk en cours. ku la wax la Balde. waaw ma ne ko am naa benn produit boo xamante ne bii. produit boo xamante ne da nga gëj a génne mel ni ku lay déglu ku la daan déglu. Sa Ndiogou yow yaa ma xamul mais maa gaay xamante nañ. sax da ngay def proposé Balde affaire bi. yaa ngi dégg ne ko mën naa way Balde dañuy toog di reerandoo di waxtaan. dañuy toog di reerandoo di waxtaan mu wax ma ne ko pourtant am naa benn produit boo xam ne mu ngi nekk en cours mais. lii ak lii moo ko téye mu ne ma ah bon mu ne ma man je vais vous accompagner defal ma budget li nga xamante ne moo war a génne cassette bi xam nga loolu lan moo fi ñëwaat mooy que ne lépp lu nit di def naka def ngir ngor ak fulla ak fayda d'accord Balde mënoon na bañ a dugal loolu ci loxo mu financé lépp ma woo Papis Konaté moom moo defoon album bi ma woo ko mu ne ma maa ngi Mali ak Pape Diouf mais su may ñëw sama activité yëpp laay arrêté pour que ñu dem génne loolu parce que Papis après affaire bi daf ko metti woon. d'accord ñu dem yàlla dogal
ñu dem studio Alaaji Ndiaye bi ñu demee tiré affaire yi génne cassette bi bi ñu ko génnee lam ca defoon lépp maa ngi ko bind ma génne ko ba desul 1 centime. ah da la lebaloon jox may loo woon non pas lebal contrat la woon de production. ok d'accord. comme dugaloon na ci xaalisam moom moo dagg contrat bi su ma ko toppoon du ma si def loolu yëpp. nga delloowaat ko xaalisam lépp. kan waaju njëkk ja. waaw producteur bi. waaw lépp li mu si dugaloon ma dem ñu Nga régler delloo ko. cassette yi ma jox ko. d'accord. bi loolu jàllee. ma gis ne. ñëwal. production bi jàll na. nga kaalaw te annonce yi mi ngi xew. Balde defal na ma lu mel noonu. waaw man jolof laa. pur sang. ku ma lebal ker dama lay fay guddi. ok. ñun teraanga lañ xam. ak masla ak jàpp te yàlla tax. suñ la xasee ba na jàpp jeex na ñun xamul jàpp di bàyyi. comprendre bon ma xool ma ne OCI bi lii boo ci bëggee def arabe nga koy def xoolal en tant que artiste ma gëstu non j'avais quelqu'un ku loué sama kër Fadia koo xam ne kii oustaz la woon man ma bind texte bi en wolof pardon ma ñëw ba pare ma bind texte bi en wolof dem ci moom ne ko dama bëgg a woy ci arabe mais dama bëgg nga corriger ma ñu liggéey ci pendant 1 semaine mu traduiral la ko mu traduiral ma ko yàlla dogal na jàng naa mu traduiral ma tëju di ci liggéey su ma ñëwee tari woy bi mu ne ma su ma ñëwee mu ne ma pardon dinaa la ci may léegi su ma ñëwee mu ne ma yokkaatal jàng bi d'accord ma ñëw ba tëri mu ne ma allahu akbar lii macha allah ma dem studio contacter ay musiciens yuy yëngatu ci loolu. maa ngi ñëwoon ci nag. woo leen ñu ñëw. ma liggéey ak ñoom génne suma xaalis. fay leen. ñu enregistré ko ma jël produit bi. dem ba Anosi. bi ma demee ma yëkkati y avait Mamadou Niang. moo nekkoon directeur administratif. ma ne ko lii dama bëgg nga joxal ma ko Balde. ne ko suma contribution la ci Anosi bi. wàcc di génn di dem ñibbi mu woo ma téléphone. ne ma da nga sori ma ne ko non mu ne ma wàññeekul. Mamadou Niang. ma ñëw. bi mu ñëwee ndeke bi ma génnee. ñoom dama leen fekk. c'est que OCI bi mais il faut nga résumer nag quand même. waaw mais dama ñëw yaa ma laaj gudd quoi mais dafa gudd. OCI bi mbiru waaw mais léegi ñëwal ñu ci way OCI bi. non bàyyi ma terminer. waaw léegi Balde après. waaw bàyyi ma terminer parce que loolu dafa war a leer parce que dafa yàgg. bi ñu ma woowee. ndek ñoom période boobu ñi ngi nekkoon ci xool lan lañ war a def comme publicité. ñu defal leen ay propositions yu bëri OCI bi bëri na ay woykat yu woy dem yóbbu fa. waaw ñu woy dem yóbbu fa. man dama def sama contribution dem pour fàtte. ñu woo ma ñu ne ma sa woy bi kat dafa garaaw dañu bëgg ñu def ko en vidéo parce que moom la ñuy publicité. ay oustaz ñoo ko déglu tànn ko. c'est pas Balde c'est pas Karim. waaw léegi bi ñu ko jëlee. ñëwal ñu ci kii waaw pardon bi ñu jëlee woy bi. Malick mënoo ñoo wayal ci OCI bi. merci li indi coow li bi ñu jëlee woy bi. ñu di ko teg ci télé yi. di ko publicité. muy daw partout chaque jour dana daw plus de 10 fois. léegi nag ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy sama musiciens yi nga xam ne liggéey naa ak ñoom ci OCI bi. ñoom tim ñu jàpp ne affaire bi ëpp na kaañ. parce que la ma leen fay. ak na ma leen waxee ne damay contribuer rek. ñoom ñu gis ne li xaalis la parce que aussi dafa bëri woon ay milliards. léegi nag ñooñu ñaxtu. bind ne Malick jox nañ ko xaalis. ci laa ñëwee fii ci émission bi yaa ngi toog. yow bi may ñëw am na lu ma la compaleel. mais loolu sax ci sama yàlla da ngay alxure mu naan compal. waaw loolu la demee ñëwal ñu ci way bi. ñëwal ñu ci way bi. mais xam nga fi ñu doon ñu ngir yàlla rek yow it nag ñu ngi lay déglu la. léegi dama bëgg. waaw yéen ñëpp ngeen teeku fii rek ngir jëmi Seydina Muhammad teel leen ko foofu Allahu rabbuna fal islamu dinuna wa muhammadu rasulullahi nabiyuna fal islamu dinu salamin wa mahabbatin wa iqain yad'u nasa ila tasamuhi wa ta'auni Allahu rabbuna ya Balde fil enveloppe dugal ci ya Balde fil enveloppe wa joxi enveloppe wa bokki fii léegi ñu ñëw ci leneen ñu ñëw ci dinañ ñëwaat ci yow Malick Malick daal guerrier quoi ñu ñëwaat ci Mori
président Idrissa Seck buy wër réew mi ne wërul noonu rek pour le simple plaisir day wër parce que day jox nit ñi li nga xamante ni bu ñu eggee ci 2019 bu postuler candidature am ñëw mu mën a wax lan mooy programme am 2019 lan lay wër di teg ci loxo sénégalais yi. su daal bëgg naa nga wax ma ko. waaw d'accord Betty maa ngi lay gërëmaat ci question bi ma posé parce que aussi parti réew mi parti la boo xam ne. dañuy liggéey ci base programmatique maanaam ñun bokkuñu ak ñi nga xam ne dañoo wër tappale pendant ñetti at wër réew mi. produire leen benn programme gouverner pendant 1 an ne li ñu jëloon ci base boobu baaxul changé ko ñun depuis 2004 ba léegi ñu ngi liggéey ci ay consultation citoyenne parce que li tax ma wax ko mooy ñu nekk nguur ak ñu ñàkk a nekk nguur dañuy laaj askan wi dem ci seen i jafe-jafe gëstu li nga xam ne moom la ñuy dund guddi ak bëccëg parce que aussi askan boo ko bëggee jiite il faut nga xam lan mooy seen i jafe-jafe pour nga mën a basé wu ci loolu pour mën leen en retour jàppale leen ci ay infrastructure ak ci lu mënti doon ci loolu lañ nekk ñun le vice-président Déthié Fall que je salue au passage mëne na tournée nationale boo xam ne dafa dem taataan ci askan bi seeni jafe-jafe ñu rencontré ay corps maanaam enseignants yi gis nañ leen gis jàngalekatu arabe yi gis femmes yi jaay ca marché ba gis gars yi nekk école di jàng couche yëpp gis nañ leen waxtaan ak ñoom relever jafe-jafe yi proposer ay solutions loolu lañ doon tuddee consultation citoyenne donc parti réew mi def na ko tënk document bi mais dafa am loo xam ne aussi ki jiite parti bi comme moom suba moom la yàlla di may muy dogal il faut que moom aussi mu imprégné wu totalement et profondément ci li nga xam ne moom la askan wi di xaar ci moom looloo waral moom deful tournée yi comme cosmétique mais daf ko def pour dem fa nga xam ne fa la waa Kédougou nekk dem waa Diourbel dem Touba dem Mbacké dem Ziguinchor dem Mérina Dakhar pour exactement fekkee baykat bi nga xam ne bay na 3 mois maa ngi ñëw sax may ma terminer foofu baykat bi nga xam ne bay na 3 mois war a jaay gerteem gisul kan la ko jaay nguur gi ne ko 210 laa ko fixé moom mu toog gisul nguur dem di jaay ci lu may ñu fekk ko fa jàpp ko fa donc ñun suñu programme ci loolu dara Betty foofu laa bëgg a wax dara parce que xam nga li ngeen di def Macky da koo defoon ba mu ñëwee consulté woon na tamit askan bi yëpp ba tënkoon programme am boobu ñuy wax yoonu yokkute mu génn ci yéen bu ngeen demee ci kii est-ce que duñ leen jàppee rek ne yéen ak Macky yéen a yem bu ngeen ñëwee tamit ba xam seen jàngoro li ngeen soxla rek mooy carte yi non ñun ak Macky bokkuñu xam nga Macky te yéen ñëpp yéen a ngi génnee ci école Ablaye Wade non ñun ak Macky bokkuñu Macky président bojo bojo la maanaam Macky Sall président boo xam ne la askanu Sénégal yëpp rendre nañu compte que ni munul man li ma koy tuddee mooy un président bojo bojo deuxièmement ki nga xam ne mooy le président Idrissa Seck moom moo nekk patron moo nekkoon patron Macky Sall ci politique ak ci état kon kooku xam na état ba pare xam na rouage état fàttali seen professeur neewoon na may ma bul fàttali seen professeur ba leen yoroon ñoom ñaar ñëpp neewoon na Macky ba mu ko tabbee gisut premier ministre bu mel ni moom te Idrissa Seck romboon nañu kaay ma may la tuuti gis nga loolu je pense que aussi day baax ma koy leeral fu ma toog parce que Sénégal dafa am ñu bëri ñoo xam ne ay yàqatu xel lañ président Idrissa Seck dafa jël nguur gi dafa ànd ak président Abdoulaye Wade mu nekk président mu nekk premier ministre bi mu nekkee premier ministre di def déclaration de politique générale am dafa ne baykat bu yor bon impayé suba ci talaata ji ñëwal ma fay la moo dem Washington lijjanti 20 millions de dollars ñu jox ko mu ñëw fay leen donc le mardi bi topp ci loolu amatul woon bon impayé réew mi ñëpp fay nañ leen baykat yi te loolu ren jii amul beneen bi mooy dafa recruter 15000 fonctionnaires maanaam dafa fekk ay infirmerie yoo xam ne amul ay sage-femme amul ay infirmier mu fekk école yoo xam ne amul instituteur mu fekk ay brigade yoo xam ne amul alkaati mu def recrutement 5000 par année 15000 fonctionnaires loolu lu nit mën a duut baaraam la du benn invention lu am la beneen bi mooy maa ngi ñëw rek mu mettre en place ay réformes économiques parce que aussi pour man waaw loolu mooy yow li ngay wax non xam nga ki leen joxoon mais yow yaa ma wax mais aussi entre ce qui se dit et ce qui se fait dafa am lu ñuy wax un large fossé da nga may bàyyi ma leeral askan bi parce que aussi yoon la pour ñoom ñu comprendre kan mooy Idrissa Seck ak kan mooy Macky Sall Idrissa Seck moom moo mëne li ñuy wax le point de maanaam l'atteinte du point d'achèvement PPTE maanaam li tax ñu baal Sénégal endettement bi mu amoon te bokkoon ci pays pauvres très endettés loolu mu ngi li mu juraloon Sénégal li mu ko juraloon mooy chaque année Sénégal
dañ koy baal ci budget am 70 milliards par année te loolu ñu ngi ko mayoon juróom fukki dëkk ak juróom benn dont 8 en Afrique 4 en Amérique du Sud 4 en Asie te loolu moom moo ko defoon beneen bi moom la ñuy wax l'IADM parce que réforme yi mu mettre en place ñu tuddee ko ay réforme économique moo taxoon ñu mettre en place ce qu'on appelle l'IADM mooy l'initiative d'annulation de la dette multilatérale loolu li mu indi woon mooy baal nañu Sénégal une dette internationale de 1272 milliards moom dafa tax ñu baal Sénégal bor ki fi nekk tey day leb ci turu Sénégal ba egg 6000 milliards kon bokkuñu beneen bi ci tegu mooy l'ISPE. waaw mais loolu yëpp ci bàyyi ma turu terminer Sénégal waaw la maa ko ngi doxee woon ñëw mais moom aussi su bu nekk wax woon ni yëpp fi la ñu fekk mais nag ci turu Sénégal la ko doxee woon waaw mais li am solo parce que moom donc Idrissa Seck kese en tant que personne loolu mënu ko dox amul capacité mais maa ngi ñëw béti li am solo du question de moom li mu doxal parce que moom président de la République moo koy nommé par décret bien sûr su amul woon xam-xam bi ak taxawaay bi résultat yooyu mu am du ko am kon dafa am xam-xam mate sëkk li nga xam ne moom lañ ko doyee kon léegi wax waaw maa ngi ñëw yow léegi foo ko teg waaw léegi maa ngi ñëw bi mu jógee ci loolu mu mettre en place ce qu'on appelle l'ISPE mooy l'instrument de soutien à la politique économique loolu dama koy tekki ni FMI ak Banque mondiale dañuy jox ay aide Sénégal lim ñuy jox matul sax une demi-journée de recette fiscale annuelle léegi nag bi ñu indee ISPE boobu dañu ne léegi réewum Sénégal mën naa leb directement sur le marché financier mondial looloo waral courant bi tey bu tàkkee ci loolu lañ ko financé péage bi tey ñuy jaar di jógee Dakar di dem ba Mbour foofu lañ ko financé donc bëri na ay infrastructures yoo xam ne ñu ngi koy fay sur ñaata at waaw mais xam nga li am solo mooy réforme yooyu su baaxul woon ba environnement macroéconomique bi maanaam apte à recevoir ay financement du am te loolu xarañte moo koy def ci nguuram ci magistère am la ñu atteindre un taux de croissance de 6,7% un taux intraverti contrairement à Macky Sall tey nga xam ne daf ñu jox ce qu'on appelle un taux de croissance extraverti te li gën a garaaw ci mbir mi maa ngi ñëw te li gën a garaaw ci mbir mi mooy le président Macky Sall dafa jël nguur gi ak askanu Sénégal tayle ko waa bitim réew ndax tey jii ñoom ñu ngi vanté wu ak taux de croissance de 6-7% te li ko porté gis nañ ni doomu Sénégal liggéeyuñu fa ay tubaab ñoo fa nekk di jël suñu économie di ko muucu di ko yóbbu bitim réew te ñun biñ fi nekkee xaalis bi doon na dox nit ñi di mën a jënd ceeb ak diwlin di fay courant ba xaalis bi des sa poche mais léegi li ñu gis mooy foo tourné ci dëkk baa ngi gën a metti nit ñi kenn lekkatul ba suur kenn naanatul ba mandi waa ji fi nekk wax dëgg yàlla yaa ngi def un peu def nga un peu bilan Macky bilan Idrissa Seck ñu ñëw tuuti ci digganteem ak Khalifa Ababacar Sall bu ñu xoolee président Idi bi Ababacar Khalifa duggee kaso ci la rapprochement bi am ci la jege bi am ci la défense bi am daf ci gis intérêt am wala lan parce que gars yi nañu récupération lay def lay wax ci point boobu balaa ñuy dem fii li ma ci wax mooy il faut ñu ràññat la ay mbir Idrissa du parce que réew mi nag li mu perdre ci ay cadre dafa bari non li muy xeex en fait du ay récupération politique du ñaanul yàlla ñu tëj Khalifa Sall parce que bu ko ñaanoon man du ma ànd ak moom tribunal dafa muus non maa ngi ñëw rek ñun ndawi réew mi dañ koo ànd ëmb ko yiir ko fas yéene jàmmaarloo ak nguuru Macky Sall gii tey moo tax fu muy déplacé wu ci biir réew mi dañuy ànd ak moom parce que gars yi capable nañ lu ne bu fekkoon ne li muy def sincèreul du ñu jóg ñun mëne combat bi ne wax Macky Sall na bàyyi Khalifa Sall ndax jàpp bi nga xam ne daf ko jàpp tegu ko fenn waaw xam nga loolu mooy xam nga xam ne c'est que nandi te ngeen quoi Idriss Seck xam nga béti gis nga Idriss Seck leeroon na ko di Khalifa Sall fii la jëm yaa ngi dégg loolu leeroon na Idrissa Seck léegi boo seetee élection législative yi kii Idriss Seck nangu jiital Khalifa Sall di nekk ci ginnaaw topp ci ginnaaw loolu xam nga ne Idriss Seck ku ko xam ni du ku ñuy du ku ñuy jiitu moom njiit la bëgg na mais xamoon na ni fii la affaire yi jëm moo taxoon mu daa dee doxalee noonu parce que fi mu toll nii Khalifa Sall ñoñam quel que soit alpha dañuy ànd ak Idriss Seck parce que bu fekkee ne tëj nañ ko dañuy ànd ak Idriss Seck xam nga ñun li ñuy wax mooy moo tax Idriss Seck ñaanuñu yàlla Khalifa Sall ñu tëj ko ci kaso moom la Idi bëgg ci suuf Idi bëggul loolu bu ñu jéem a nax ñun xoolal xam nañ li xew xam nga ça foog nga bàyyi ruube bi bul di ruube wu ma de da ngay ruube yow mi yaa ruube Khalifa yow yaa ñu bëgg a ruube yow Khalifa Sall frère u Idrissa Seck la le président Idrissa Seck considère Khalifa Sall comme son propre frère politiciens yu mag lañ dañ koy xeexal ñun li ñuy naqarlu mooy Macky Sall dafa domestiquer liberté collective yi ak individuelle yi suñu constitution article 7 ba article 25
question collective lay traité ak liberté individuelle yi ak collective yi c'est parce que li am la mooy que tey jii en 2018 président de la république am na capacité yor appareil judiciaire di ko manipuler nu mu ko neexee pour tëj ay adversaires politiques oui parce que tey jii ñun au sein de Rewmi suñu programme bi ñu yor suñu programme bi ñu yor tey jii je pense que li ci ëpp solo loolu la Idrissa dafa ne réew soo bëggee mu dox faaw citoyens yi nga xam ne ñoo ko sekk am confiance ci seen wàllum yoon looloo waral tey moom bu nekkee président de la république en 2019 incha allah président de la république dootul siéger ci conseil supérieur de la magistrature maanaam ki nga xam ne moo yor promotion magistrat yi ak juge yi warul jiite magistrat yi ak juge yi ndax boo demee ci médecine maanaam ordre des médecins médecin moo ko jiite ordre des avocats avocat moo ko jiite kon jàpp nañ ni magistrat yi ñoo war a xool ku leen doy ñu teg ko ca bopp ba deuxièmement lii la Macky waxoon ci doxalin bi parce que tey jii ne ci nguur ak nekk opposition du benn waruñoo jox président assez de force et de pouvoir dina maa ngi ñëw bu ci xajee ñu ngi wax fan la président Idrissa teg di bëgg wax ni ñu ñëw ci Macky na nommé une personnalité neutre absolument pour élection yi denc dellu si rapidement ñu ñëwaat ci Mamadou maa ngi dégg ñu naan dafa am ay artisans yoo xamante ni ñu ngi woon Sandiara di liggéey dañ leen a déguerpir dañoo occupé place bu nu moomul wala lan la waaw foofu dafa nekk fléau boo xam ne dañ koy dund chaque année déguerpissement bi moo xew Dakar moo xew fu ne ci commune yi bu ngeen toogee fu ngeen moomul ñu teggi leen mooy parce que yéen ay menuisier ambulant ngeen d'accord mais collectivité locale dafa am rôle ak mission bu mu am ci terroir ba mu ne mooy gérer une commune c'est gérer ses ressources et d'après ses ressources ba ca njëkk c'est les ressources capables les ressources humaines capables ressources humaines yooyu gis nga ressources yi collectivité locale bi di en gérer acteurs économiques locaux yi nekk foofu ñoo koy liggéey mooy commerçant bi mooy jaaykatu caaf bi mooy defarkatu dàll bi mooy menuisier bi mooy soudeur métallique bi ñooñu da nga leen war a dooleel même soo amee ay projets yooyu mettre en place da nga war a ñëw vers eux waaw mais doo leen dooleel ci place boo xamante ni tamit moomuñu ko da ngeen ko occupé woon illégalement d'accord bu borom soxlaa da ngeen di jóg d'accord mais waxtaan mën naa am xam nga mu waxtaan ak ñoom comme yow yaa yore le pouvoir régalier nga waxtaan ak ñoom wutal leen zone bi nga xam ne fa nga leen dugal ba pare li nga bëgg a def nga def ko mais est-ce que obligation la mu recaser leen d'autant plus que li fi ngeen occupé moomu leen ko waaw loolu la loi bi wax obligation état la loolu la yoon bi wax waaw mais xaaral rek da ciy jàpp rek parce que daf ko neex dañ leen waxante xam nga bu nu bëggee réew mi avancé dañ leen di waxante dëgg tey jii trottoir yi da ngay fekk kenn teg benn table keneen teg ba mu mat 10 bu leen bëggee yëkkati ñun dañ fi daan suñu doole dunda suñu njaboot mais fi ngay occupé moomoo ko kon kañ da ngay naxante ak état mais yéen da ngeen di dëgëral non du dëgëral li ñuy wax mooy waxuñu dëgëral parce que xam nañ ne kon da ngeen di nooyal occupation lieu public képp ku fa nekk état su jógee da nga fa war a jóg mais dañ ne bu dëgërul nooy de ay partenaire lañ muy collectivité locale muy état ay partenaire wu acteurs économiques locaux yi la d'accord maa ngi déggoon aussi ngeen di wax financement des artisans da ngeen bëggoon état di leen financer da ngeen bëggoon ñetteel lañ ci takk ñi ñaar président moo ko waxoon ngaay la waxoon ne ban année la ko waxoon artisan ngaay 2014 artisan yëpp ñoom de li mu leen wax yëpp li mu leen mais dafa ñuy defar daal lañ ko waxoon ñun ñëpp yéen ñi artisan yi en général artisan yi mais ça ñii ñaareel la ñuy waaj ça ku leen di jox financement ñu ñaar suñu attente liñ doon xaar waaw gisaguñ ko muy la mais vraiment lu ngeen doon xaar président mënuñ koo ŋàññ dañ koy sant te di ko ñaan déglu ma wax la dañ koy sant bu baax ña ngay sant président dañ koy sant mbaa da ngaa ñëw ba fii transhumé xam nga lu tax transhumance en direct dañ koy sant waaw dañ koy sant xam nga lan moo tax dañ koy sant li ñuy wax mobilier national ñëwal ci financement bi di nelaw ñëwal ci financement mais moom moo ñëw yee ko xam nga lu wax ñëw ne tout de suite commande publique bi nañ fexe jox ko artisan yi li muy soog a fallu la ko wax ba léegi mu xool leen wala mi ngi ci yoon dama ni la financement bi fu ngeen ci toll da ngeen bëgg ñu leen koy jox chaque année chaque mois lan la subvention ngeen bëgg foofu laa doon développé financement bi demal na sànq disposition UMOA daf ko wax
tout état seen droit la daal a le devoir IMOA mi mu yor fee man moo ma jaaxal waaw fonds boo xam ne c'est pour kon li ngeen di laaj droit la droit la ok boo xam ne ah c'est une disposition bi nga xam ne ñun ñoo ko Sénégal moom di CEDEAO di xam nga wax ak ñeneen di ñun ñoo ko moom. wax di wax yow li IMOA bi bu ñu ko waxati parce que ñun Sénégal lañ nekk Sénégal moo ñooñu respecté ñoo woon nekk dara au-dessus des états maanaam ñooñu IMO CEDEAO moo ne léeg-léeg ñu jël ay décision indi fii ñu bañ waaw waaw mi ngi bañ a noonu bari mënoo bañ xanaa kay en kañ dañuy bañ mënoo bañ xanaa kay da nga ne amaguma moyen bi ma ko defee dinañ dellu si mais mënoo bañ da nga war a nekk ci disposition wu loolu ñu la sant waaw mais yéen mais fële Important. Casamance Bois yi. bant yi est-ce que amu leen problème actuellement yéen problème bois yeeg yooyu effectivement am na waaw barki démb sax la seen jiit yi ñibbi ñëw nañ fi def nañ fi 3 jours ànd nañu ak ñoom ba waxtaan avec certains responsables du secteur waaw mais ñoom ñu ngi ci jafe-jafe gu metti ñoom ñi ndax doon kii président bois bu yàggul ci émeute yi amoon foofu waaw ñuy profité occasionné wu ci plateau bi di ñaanal ñi fa ñàkk seen bakkan yàlla xare leen àjjana amin amin te vraiment waaw di ñaan loolu bañ a amati waaw di ñaan aussi di état jël toutes les dispositions di permettre ñu mën a sécuriser àll bi d'accord cela ne veut pas dire nag ne bant bi nañ ko tere parce que am na législation bi ci Sénégal teg xam nga yaa ce qu'on appelle le code forestier nga xam ne moo réglementé lépp lu ñu war a doxalee àll bi ba tax na vraiment ñu ngi ñaan président ah mu xoolaat cette décision xam nga waxuñu ne bu mu ko def sax interdiction ko voilà bois bi mais yéen comme que liggéey leen que yéen seen li may wax c'est important waaw li nga wax dëgg li may wax c'est important dañoo bëgg waaw vraiment ñu ñaan ko mu xoolaat cette décision waaw même su pexe amul ba ñu koy def il faut que même su fexe amul structure yi nga xam ne ñaanal ñëpp rek may ma tuuti ma wax la dañoo nekk dans le secteur ñu jéem a accompagner ces acteurs parce que ils n'ont pas accès au bois d'accord actuellement ñu ngi ci ay commandes yoo xam ne seen i borom ñu ngi leen di yóbbu ay gendarmerie chaque jour ñu ndax pare amatuñu matière d'œuvre bi ñu liggéey yéen nag ali bi ngeen koy def déglu ma ñii maa leen xam déglu ma waa déglu ma attan nañoo jël kii duñ la kii ba noppi naan la bois yi ñëwagul ban kii da ngay déglu loolu ma si ko ñu dem tuuti Là, ci da ngay déglu mais loolu la li ñuy wax dafa am solo waaw waaw li ñuy wax dafa am solo Non, mais wax mais nga am solo kañ moo tax ñu indi la fi sa waaw voilà ñu demaat ci Diagne Diagne fi mu nekk nii moom seen xel jeex na lu ngeen léegi lan mooy seen dernier recours lan ngeen defe nii Grève de bu ngeen faim. ko defee lan fan ngeen defe ni bu ngeen fa jubloo wala lan ngeen defe ni bu ngeen ko defee seen situation Diagne du dina grève réglé de faim. parce que nag li ngeen fi wax yëpp seen xel jeex na bon suñu xel jeex na wax nga dëgg mais bala ma continuer ci loolu ndax ma permettre ma wax d'abord ci li ma terminé woon parce que li Loolu lan ministre la? bi wax waaw ñun daf ñu jaaxal ñun nee na yóbbu na dossier yi trésor yóbbu na loolu ngeen wax pour ñu fay ko moo tax daf ñu jaaxal ñun pare nañ comme ça ci moom ñun Macky Sall directement la ñuy interpréter moom Macky Sall mooy le 5 la leen ko waxoon waaw moom tey le 9 waaw le 9 4 jours rek laa magum xaar leen tuuti ba xam non moom mooy président de la République du Sénégal waaw te moom moo jëloon initiative ne dinañu orienté ci privé yi bien sûr te loolu ba mu ko defee nit ñi dañ kaa rafetlu kon yaakaar naa ba pare ñun dañu doon woowee les étudiants de Macky Family loolu ñu daa woowee man na da les étudiants de Macky Family man nag dama waaru parce que ñun loolu nangoo dootuñu nangu ku ñu ko waxati à part de deux tant que réglé woon suñu Macky problème Family parce que lan moo tax man dama mënta comprendre comme ça père de famille bu yor ak njabootam di leen teg naqar loolu mën ma ko comprendre père de famille boo yoree seen njaboot bu seen bët xonqee da nga koy faj da nga leen war a def lu tax seen bët di xonq waaw léegi yéen fi mu nekk nii ci lan ngeen jublu ci lan lañ jublu comme mooy gis ngeen ministre Bon. def ngeen yenn démarches yi Oui. def ngeen point de presse Grève de mais faim. lan ngeen war a def lu ngeen yaakaar ni déjà seen situation ñun duñu arrêté ñun dañu continuer fu ngeen jëm suñu paree 15 heures nii conférence de presse à Amnesty dimbali International ñu loolu lépp laaj ñu la ay 15 heures yaa ngi nii ci guddi nga naan 15 heures muy ma sëñ bi 15 heures suba non 15 heures tay waaye may ñu mappel yaa ngi ci guddi nga naan ay mais ça fu mu rube sax ma ne liñ lay wax lu leer lañ la wax Oui. grève de faim solution la lu ngeen ci xalaat grève de faim bu ko laajee ñu def ko bu ko laajee ñu def ko ñun dàquñu dara instant yi moom dàqatul dara sës na mais Diagne seer la quoi yow waa Wallaay ñu xoolal def ko. doo étudiant naan di tëddee si si waaw yow ban dëkk nga dëkk yow yow ñu lay orienté di la kii nga nekk quoi non yow vraiment yow lii moo tax ñu daan leen kii ça s'il te plaît laissez-moi terminer mais il faut terminer xam ñu nga dem da ci ngaa Mali grève de faim waaw grève de faim ñun bu ko laajee ñu def ko ñun instant yi dañoo pare waaw lépp lépp. lu ñu war a def daan ko def mais vous êtes au nombre de combien yéen nous sommes au nombre de 40 000 étudiants 40 000 étudiants Effectivement. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 40 000 étudiants lañ daal 40 000 étudiants
sur le plan national mais pas Dakar kese. j'ai dit sur le plan national. budget Sénégal bi yéen lañ ko doon fayale. te ba pare. 40 000 étudiants li ma jaaxal soxna Biti. waaw Sénégal nit ñi bëgg a rey fu nañu tourné naa émergence. émergence mi ngi émerger. émergence mënut a am. émergence mënut a am te Mais éducation ndaw yi réew ma. waaw teguñu leen ci condition yu baax loolu c'est Pour ñu jàng. impossible. Mënta de. te loolu man fu ñu taxaw ñoom daa am ñu ne ndax ñi nga xam ne xamuñu dara ñuy inconscient la ñuy ndax. mais ñun étudiants yi. ñun xam nañ bu baax. xamul leen dara xam lu nañ bu sànni baax xeer jàkkaarloog policier yi dégg loolu dong ngeen loolu xam. dañuy tooñ Leen ñu fàtte, bu ñu tooñee dañ koy def dañuy tooñ ba pare soxna Biti ma àggale. waaw ñu jëm ci émergence Malick. ñun waaw dootuñu parce nangu que temps fenn bi. ñu taxaw di ko fa dëkk àll yi la ñuy dem ci seen yaay ak seen papa yi di leen gëmloo ay émergence ay bourse de sécurité familiale Waaw. bourse yooyu ñu ngi koy fay suñu parents yi Waaw. mais nit ki boo koy kii seen parents seen i doom ñoo ne fii di jàng nit ki da nga koy jàngal comme ça nu mu nappa jën moo gën au lieu que nga koy may mais jën pas chaque di ko jour may jën d'accord. jaajëf D'accord, li mu dégg wax nañ am la. na solo. waa Malick Malick. Malick yow dañ la dem ambassadeur UNESCO lan mooy sa rôle Malick yow li nga bàyyi way de. déglu leen rôle Malick Niang ci ambassadeur UNESCO boobu. rôle am sa rôle lan la mooy sa rôle. waaw Betty aar bi li nga xam ne Ayca, moo ñu may leen ñu tuuti ñu li nga déglu. xam ne moo ñu def tey li ñu doon loolu duñ ko mas a bàyyi. au contraire dañuy gën a Malick yokkal sa kàddu. lem gi ngay baax. yàkkal sa kàddu. dañuy gën a yokk liñ daan def. seulement que nag am na beneen liggéey boo xamante ne bii. waa sur le plan international yaa ñu ngi ñu ciy waaj daal. xaar par rapport ak li nga xamante ne bii moom la ñuy def fii au Sénégal. yow daal fi mu ne nii Puisque- producteur Sénégal di xeeb nga leen yaa ngi biti réew. non man actuellement maay produire sama bopp Sénégal. amoo Yeah. ay partenaire biti réew. am naa benn maison de disque bu nekk Autriche. waaw. waaw ñu ngi préparé suñu premier disque. maison de disque bi nu mu tudd bi nekk autoriste. Sound Products la tudd. D'accord. Martin moom moo ko jiite quoi. saa gëmul. Récemment d'ici peut-être dans 2 semaines. incha allah normalement war nañ dem. pour continuer liggéey bi parce que boobu mooy son premier disque international. mais ci Sénégal lan la ñu war a xaar ci Malick. Sénégal li ñuy xaar ci album en Malick vue ou bien. bon maa ngi envisager. fii ak peut-être été bi. génne benn album parce que yàgg na bi ñu ko defaree ba tey ñu ngi ko teg génne guñ ko. lan la ndax manque de moyens temps la non non lan la- album bi pare na. temps bi moo ñu gis ko nga mayul Sénégal woon. gi guddi yi boo fi bëggee avancer ci way wi da ngay jege Wally wala nga jege Pape Diouf wala nga jege Youssou Ndour wala ñeneen ak ñeneen li ma la doon wax sànq cercle restaurant la moo tax ñi ci yéen seen genre gi du ngeen ci mën a génn facilement waaw xam nga loolu xam nangu nga nga ak man nangu nga non da ngay déglu boo ma laajee question. ay ca ñëwal peut-être bu dee da nga ko wax noonu sa xalaat la. ku mel ni xalaat. ku mel ni Pape Diouf. Youssou Ndour moo ko jàppale. waaw ku mel ni Wally Seck. papa papaam jàppale na ko ak yàlla. waaw puisque Wally yàlla moo ko dimbale dafa ñëw xew Bien ci sûr, jamono. bien il faut aussi nit ñi di nangu Reconnaître. li yàlla di def. bien sûr mais Malick amul nijaay ci musique bi. waaye yàlla jàppale na la sans borom moo ma dimbale. Bien sûr. ci moom laa wéeru. d'accord ba toll fi ma toll nii tey donc UNESCO li muy xaar ci man actuellement maa ngi liggéey ci réfugiés yi maa ngi liggéey ci sans papier yi refusé maa ngi liggéey ak ñoom ci paludisme d'ici peu de temps dinaa génn benn type boo xam ne te bi ci paludisme lay wax d'accord comprendre donc actuellement ñun suñu liggéey ci loolu la ñuy xaar comprendre li nga xamante ne bi mooy xew ci àdduna bi jafe-jafe yi ñu ñuy ay porteurs de voix ñu di ñu ci xaar pour ñu wax ci des fois sax ñu jox ñu thème nañu way leen way leen ci lii ok mais lépp nag dafay tegu ci yoon ak waaye luy jëriñ UNESCO doomu ñoo leen di aadama. jox thème ne leen way leen ci de lii temps en temps de temps en temps ñu jox ñu benn thème maa ngi préparé wala dem Belgique ci benn université boo xamante ne bi animation bi man maa ko fa war a def ci diggante xeet yi nga xamante ne bi parce que université yi léegi bi nga xam ne jihadistes yi commencé nañ yëngal naar yi ak tubaab yi toujours dañuy am ay problème donc am na benn conférence bu war a am foofu à Belgique man maa war a dem pour def animation bi ok d'ailleurs loolu maa ngi ci ñuy liggéey. ñëw tuuti rek ci jeune réew mi ngeex wax nga basé nan la fa parti réew mi tëddee en 1 minute rek parti bi mu ngi dund bu baax Yaxox ñu ngi def suñuy réunion régulièrement di liggéey di massifier président parti it bi dina leen di nemmeeku nee nañu amul aajo non dina leen di loolu nemmeeku. loolu gars yi ñoo koy wax mais man je pense que occasion la tey pour ma wax ak waa Ngexoox ne leen président Idrissa Seck seen doom la parce que moom dafa bàyyi dëkk yëpp ñëw dëkk ak ñun Ngexoox donc am na fa kër di yeewandoo ak ñoom dëkkandoo ak ñoom donc jot na aussi ñoom ñëpp ñu takku laxasaayu ànd ak moom jàppale ko pour mu Nan nekk ngeen di jiite réew mi en waajalee 2019 2019 2019 daal ni ñu koy waajale béti mooy que jàpp nañ ni Macky Sall mënta gagné 2019 kon baax na. mais ñoom nee nañ dañuy jàll premier maa ngi ñëw rek tour loolu mooy li nga xam ne moom la ñu xam wax nga nguur bu naree sàcc Waaw. bu naree sàcc
ah non 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 li ñu liggéey seen projet lañu ko Aly Ngouille Ndiaye mi moom wóor na xam nga Aly Ngouille Ndiaye yow Aly Ngouille Ndiaye xam sa nga kii la Aly frère Ngouille am Ndiaye kii mbokkam la xam nga Aly Ngouille Ndiaye tey jii rek bokk la. waroon nañ def sit-in buntu ministère de l'intérieur ñu interdire ko dañ ko interdire je pense que loolu recul démocratique bu grave la ah non ndax nu fi ñu nekkee toll ci démocratie Ousmane Ngom moo defoon arrêté ba mais maa ngi yàgg ñëw na xam nga li am mu loolu waru leen fa yegg ci arrêté Ousmane Ngom mais c'est mais làqatu wu ci ñoom ñi ñëpp di ko wax tey ba Ousmane Ngom di signé loolu ñoom ña nga gis foofu nga démocratie waaw dafa am lu ñuy wax caractère évolutif maanaam warta tellu benn moment rek nga téye ko fa dañu war a di évoluer tey jii Aly Ngouille Ndiaye ñu dañoo amoon ci moom yaakaar mais moo raw sax Abdoulaye Daouda Diallo lu tax nga wax parce que moom déjà turam soppeeku na tuddatul Aly Ngouille Ndiaye mais Aly Ndiouth Ndiaye la tudd ndax dafa bëgg maa ngi ñëw rek yow doo ko door arrêt yow doo ko arrêt doo ko door arrêt doo ko arrêt yow nana saa doo arrêt Malick amuñu Aly taare Ngouille Ndiaye boobu li mu wax c'est très grave en tant que ministre de l'intérieur nga war a organiser ay élections yu libre transparente crédible nga taxaw ne man sama man ak sama capacité dinaa ko def ngir képp ku war a voter président ma inscrire la jox la sa carte képp ku ko narta voter sama yoon newul ci déet waxul loolu waxewu ko noonu nag waxewu ko noonu non waxewu ko noonu maa ngi ñëw saa waxewu ko noonu indirectement loolu la bëgg a tënk noonu mais parce que kii li mu bëgg a wax waxewu ko noonu lu mu jaral Macky Sall pour mu bàyyi Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ñun ba non président falu waat ñeneen ñi comme yéen ni ngeen di dajale yéen seen i militants pour ñu dem jël ci seen carte noonu la Aly waxee léegi saa defe naa maa ngi ñëw yow saay bon foofu may ma terminer waaw Malick Niang am na lu lemmal am ci Malick sama waa ji waaw sànq ba léegi maa ngi koy déglu Mody vraiment waxtaanam rafet na mais dinaa ko dog foofu tuuti rek waaw ci Aly parce que Ngouille xam nga comme ni nga waxee capacité Aly Ngouille Ndiaye waaw maanaam romb na ay élection gis nga Aly Ngouille c'est-à-dire am na ñu ko xam am na ñu ko xamul bon mais dafa am posture boo xam ne boo ko taxawee am na noo war a waxee waaw pardon ni mu waxee foofu lañ la wax yow it ñun ñi dëkk bàyyi ak moom lem pardon ma ñëw ñun ñi dëkk ak moom Jolof Aly dafa am fu mu jógee Aly nekkul woon waxuñu la nga wax taarixu Aly waaw may ma ñëw non taarix bi la ñuy bañ ñëw foofu laa jëm si c'est-à-dire ñëwal ci nit wax ji c'est-à-dire nit dafa am looy xool ci moom Aly Ngouille Ndiaye dafa nekk nit koo xamante Jolof ga mu dëkk nekkul politicien defar na ko ba mu ne boy yàlla dogal mu loolu ñëw yëpp laajuñu la ko liñ la laaj mooy ci wax ji waxal ci wax foofu laa ji quand jëm même nag si yow it foofu laa nag jëm si ngay def taarix yàlla dogal mu xeex li mu xeex ba président wóolu ko jox ko ay poste de responsabilité xam nga yaa ngi seetlul non non poste ministériel bu mu mas a jaar waaw liggéey na fa loo xam ne kenn mënu ko faa waxal dara ba li mu wax barki dem moo njaay voilà loolu li ma ci gis mooy juumte la non déglu ma ñëw li ma ci gis mooy y a des gens yoo xamante ni bi xëy na ba ñu déggee Aly Ngouille ba temps léegi bi dafa jot ñi ngi xaar ñi ngi xaar waaw ñi ngi doon wut luñ ko waxal biñ déggee Aly ministre ba léegi ñi ngi wut luñ ko waxal amuñ luñ ko waxal léegi ñu def li comme occasion mais gis nga Aly waaw doy na pardon s'il te plaît pardon ma yeggali rek mon frère c'est-à-dire waaw mais heure am la nag temps am la waaw d'accord mais je m'excuse moom taxul may wax sax mais dama dégg dama gis ci télé bi ay nit ñoo xam ne ñii tekki wuñu dara ci réew mi ñëpp non je te jure man xam naa leen man toog naa Abdoulaye Wade di leen saaga ay Babacar Gaye ay Decroix ñu yëkkati ay kaddu di ko teg ci Aly Ngouille te Aly leen gën fuuf non ça va li nga wax loolu amul solo man li ma amal solo mooy ñun réew lañ bëgg a jël waaw Idrissa Seck lañ bëgg a jox réew mi en 2019 waaw Aly Ngouille Ndiaye man moom laay waxal en direct waaw lu mu ko jaral na leen pour mu saax-saaxe élection yi ñun jeune parti réew mi jaral nañu lu ko ëpp yéen bëriwu leen jeune parti réew mi non loolu nga yaakaar parce que genn wàll gi yëpp dem nañ loolu nga yaakaar ñu dem jëli rubrique loo ci xam je vous en prie Modou aywa je vous en prie ñoo doon toog di naan ataaya buur yàlla wërsëgal la tuuti xamatooñu nitu ñëpp la woon ñi ngi interpellé suñuy autorité maire Yves Lamine Ciss di sous-préfet Ibrahima Baylo Ba ak yeneen autorité yi leen féete ci kaw ba ci président Macky Sall ñu ngi leen di wax ni nañu fexe ba lii bu mu amati parce que lii du njëlbeen bii mooy ñaareelu yoon te ci benn famille bi la dal am na juróom-ñaari at ci ginnaaw ki ñuy wax suñu nijaay Mamadou Samb moom la ñu téye reyoon anam ju ñu reyee woon suñu nijaay Idi Démb donc bii mooy ñaareelu yoon ñi ngi leen di ñaan ñu fexe ba bu mu amati ñuy interpeller
population morolandaise ñu interpeller population Sénégal nañu fexe bu ñu mënee def dox ñaxtu ci jàmm ak dal won opinion internationale ni lii warul am parce que merci jërëjëf mu mel ni lu metti lool dal ci réew mi doomu Sénégal boobu nga xamante ni bi moom la ñu faat foofu ca Italie mu nekk loo xamante ni bi lu doy waar la muy Idi Diène ñi masaw famem loo ci xam masaw loo ci xam ci la wax dëgg yàlla donte ci la bokk ndax yàlla moo koy def waaye ñu ngi koy naqar bu baax ndax jàpp sa morom nit di ko rey moom loolu moom wax dëgg yàlla du yoon d'accord Mamadou loo ci xam waaw mooy deuxième fois muy dal ci la même famille vraiment lu ñaaw la lu ñuy naqarlu la waaye ñun du ñu yem ci naqarlu ko ñun dañu bëgg que fu ñu reeti ab sénégalais que ñu sentir la haute institution de ce pays que ñu jox ñu dans quelles conditions ce sénégalais a été tué nañ ci def une enquête bu leer ñu won ñu comme tey ab français soo ko fi reyoon wala ab chinois dinañ ñu def enquête boobu ñun Sénégal dafa war a àgg ci niveau boobu d'accord formidable li mu wax nii loolu la rek c'est-à-dire li xew ci biti léeg-léeg mbir xew ñu neexul metti na wax dëgg yàlla ñi ngi jàlle ñi mu dal di leen masaw mais bala ñuy coow nañ xam source bi d'abord lu waral ñu rey ko bu ñu ko xamee aussi suñu njiit yi jóg ci parce que tamit wax dëgg yàlla immigré yi dañu sonn fële sincèrement dëgg la ñi ngi wàcc yoon léeg-léeg bu leen lal fii ñu lal fa et cetera mais mbir daal dee moom fu mu xewee war nañ ko topp ba mu sës lii moom dafa war a arrêté d'accord associé wu ci sama co-débatteur yi vraiment di ko naqarlu parce que aussi sénégalais fu mu mënti nekk rek ci àdduna bi suñuy ñooñ la mais daf may rappeler waxu président Idrissa Seck li mu ci wax mooy que njiitu réew war naa sàmm lii mooy que chaque individu est investi d'une dignité, d'un honneur et d'un ensemble de droits et libertés dont la protection et la défense méritent qu'on sacrifie même sa vie. tey jii devoir la ci état bi mu war a sàmm bépp sénégalais ak foo mënti nekk ci biir réew bi. d'accord mu mel ni nag Sadio bu tey tàggoo mënu fee am. waaw parce que temps bi yéen a lekk temps bi yow yaa ko lekk yow yaa lekk temps bi. dimbali. 2 secondes la. comme tàggoo amul daal saa. bàyyi ñu tàgg rek ñu gërëm. bëri. ñu ne ngeen naan seen ataay. waaw may ñu gërëm nit ñi rek ñi ñu àndal. naanal kan xam nañ ni gërëm jëlal naan xam nga aussi du rafet. naan leen ta tàggoo. waaw mais li may wax gars yi daal mooy nañ bàyyi xel Macky mi ngi liggéey mi ngi ci àll bi. may maa ngi gërëm waa Ngexo sama dëkk. waaw waa Ngexo d'accord ñi ma àndal waa campement Ngexo. waaw samay tante samay yaay samay rak samay militant. ASP yi nag bëggoon naa ñu bàyyi leen xel ASP yi Macky Sall solo na leen trop. ñu ngi gërëm ñi ñu àndal yëpp saa mobilisé wu yëpp. saa dama ne nañ dugg si àll bi campagne. vraiment waaw ñu dugg si àll bi campagne. élection yi di ñëw bu réglé suñu problème 48 président du voter président. waaw d'accord jeex na mi ngi noonu Sadio bu ñu ngi remercier téléspectateurs yi di remercier assistance bi ak invité yi nga xamante ni ñoo def déplacement bi mu doon seen émission Ataaya ñu amoon mbégteeg bànneex na di ci ànd ak Mouhamed Ndiaye différence couture ci tenue bi à l'unité 26 des Parcelles Assainies remercier bu baax Fatmata Sey Ndiir voilà madame Ndiir ñu koy remercier ci maquillage bi ak musóor bi jox leen daje vendredi bii di ñëw kon ñu ngi joxante dig daje ajjuma bii di ñëw ak jàmm ci seen beneen émission Ataaya Peace and love